Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Ya ibadallah. Amin amin. Ya ibadallah. Amin amin. Ya ibadallah. Amin Amin. amin. Ya ibadallah. Laay Maxtaar mbokk yeeg xarit yi RTS 2 dellu si nawaat ak yéen ci seen émission Ramadan di leen fàttali ne yéen ngi jot ci canal 5 bu TNT xam ngeen ne suñu waxee laay ña nga jëm ca laayeen yi ña nga jëm ca yoof jëm ca góor gu mag gu ñu duppee Seydina Limaamu Laay mbokk yi Seydina Limaamu Laay la ma nag jàpp man ci njàngat yi nga xamante ne bii jot nañu ko jàngat dafa ne bëggante leen ndaxte képp ku nga xamante ne bii yéen a bokk diine da ngeen war a bëggante ànd parce que nag ña nekk ca àjjana mbokk yi dañoo bëggante ba noppi ànd kon nag mbokk yi kontaan nañ ci teewaay bi ngeen di teew saa su ne ci RTS 2 ànd ak ñun ci émission Ramadan mi nga xamante ne bii dinañ ci seq ak yéen ay waxtaan yu am solo waaye nag mbokk yi la ca am solo it mooy saa su ne dañuy ñëw xuus bu baax a baax ci li nga xamante ne bii mooy tarixa yi ñëw nañ ci sunu mbokku tijaan yi ñëw ci sunu mbokku murit yi tey nag ñu ñëw ci sunu mbokku laay yi man nag la ma ca gën a neex mbokk yi mooy foofu ñëpp laay la ñu sant kon nag damay nuyu tey Kodou Mohamed Laay di la dalal jàmm bu baax a baax laay. waaw xam nga lu ma ci neex. pas de différence. waaw tout le monde laay. waaw Kodou tey da ngay ñëw ak ñun ci li nga xamante ne moom mooy société mu am solo. ci weeru koor gi nga xamante ne bi ñoo ngi ci. te nag dafa mel ni weeru koor gi Kodou dafa xaw a gaaw. macha allah xam naa ne lu fi benn waay waxoon ne ku xiif jooy. bu doog jotee di nga ruus. dëgg la kon nag loolu moom faa leen yeek moom. yaa xam ma lay wax laay. tey nag damaa ñëw ci li nga xam ne moom moo di solidarité ci weeru koor. solidarité ci l'islam rawatina ci koor gi. nga gis ne y a beaucoup d'actions de solidarité yu askan wi di def. ci loolu la ñu fas yéene waxtaanee. may nuyoo askan bi ñuy seetaan. ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax laay mbokk yi xam ngeen ne suñu waxee Karine Laay daf ñuy tontu rek parce que ñëw na jàpp ci li nga xamante ne bi mooy suñu koor gi. ñu ànd ak moom mu ci def liggéey bu rafet mbokk yi jëm ci wàllu santé Karine Laay maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm parce que nag tey danoo dem ba Yoff di nuyu nag képp ku nga xamante ne bi yaa nga Yoff ak képp kuy laayeen fépp foo mën a nekk ci àddina bi Karine maa ngi lay dalal jàmm encore une fois nga ñëw ak ñun ci li nga xamante ne moom mooy santé c'est toujours un plaisir de te recevoir. maa ngi lay fay bu baax a baax comme ni ma ko waxee nag man xam naa ne émission Ramadan bu nekk dama ciy jàng lu bari waaye damay fexe rek ba man it ma am lu ma indaale tey nag ma ñëw ak sujet bi nga xamante ni mooy jigéen ñu warul ak koor d'accord tey loolu laa fas yéene wax très bien voilà. En tout cas Karine dañuy kontaan parce que saa su ne fa ngay teg sa loxo macha allah dafa ñuy neex mbokk yi nag xam ngeen ne du Karine ak Kodou rek laay àndal ci émission bi damay kontaan saa su ne di feggoo ak tonton Lamine Ndiaye parce que tonton Lamine dañu koo dénk mbokk yi lu am solo lu nga xamante ne bi ci sunu réew mi la xewee muy les confréries religieuses wax naa ko sànq sunu mbokk murit yi ñëw nañu ak ñoom tijaan yi ñëw nañu ak ñoom waaye nag tey ñu ñëw ak suñu xarit laay maa ngi wax particularité bi et je trouve ça extraordinaire ñëpp booloo sant laay ñu lay dalal jàmm tonton Lamine c'est toujours un plaisir de te recevoir. Alors le plaisir est partagé. waaye nag tey yaa xam dafa am loo xam ne nii ci biir tarixa bi. waaw lu am solo la. jëm ci wàllu sëy bi. xam nga loolu. bokkul ak sax histoire yeeg ak xarbaax yi nga xam ne nii moo lal lii di tarixa bi. waaye nag lépp dinañ ci dugg firil ko ba mu leer. ñu dajeek nag tey benn groupe bu tudd Maam Seydi Issa Laay. ñu nekk fii tey lu yéeme lu doy waar. di nga ko fi dégg.
en tout cas ñi ngi lay gërëm di la sant xam naa ne lu yéeme lu doy waar loolu dinañ ci ñëw bu baax a baax waaye mbokk yi damay kontaan saa su ne di feggoog madame Guèye Maymouna Sy parce que madame Guèye la muy ñun ci ñun ñëw ak ñun ci ramadan bi dafay am solo dafay ñëw ak ñun ci culture religieuse mu nekk une culture très 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 riche May tey nag dañu lay nuyu dalal la jàmm parce que xam nga RTS2 fu ne lay dugg confrères yi yëpp ñi ngi saa su ne di ci dugg bu baax a baax yow ngay faral di dem di def ay focus ci fu mel na jàmmalaay ci fu mel na Yoff parce que ñoom itam bu nu aayee RTS2 dafay déplacé wu May maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm xëy na yow tamit laata ñuy xuus nga xaw ñoo cofal tuuti parce que yaakaar naa ne am na ay xam-xam yu nga xamante ne bii xaw nañ la ko faa dénk tuuti May. Yaxam man maa la naan laay Yaxam. laay Maxtaar. laay Alassane laay Mamadou ñoom noonu la ñu nuyoo. diggante Yoff Cambérène ak Jàmmalaay. ni nga ko junjee sànq nag ci biir liggéey bi saa su ne dañuy yëngu di dugg ci gox yeeg gox-goxaan yi jot nañoo dem def gëstu bu yaatu nag ca Cambérène mi nga xamante ne mooy bërëbu Seydina Issa. buñ ne Seydina Issa Ruhulaay nag moom am na liggéey bu am solo boo xam ne def na ko ci yoon bi xam naa ne bu sikkar si tàmbalee bu baax ba jib waxtaan bi tamit ñu dugg si bu baax a baax du ñàkk dinañ si indi daal as tuut ci loo xamante ne jot nañ ko for ci reportage yi ñu jot a def foofu ca Cambérène incha allah en tout cas ñoo ngi lay gërëm di la sant waaye mbokk yi xam ngeen ne nag am na ñeneen ñu nga xamante ne bi dans quelques instants ñoom itamit dinañu ñëw ci plateau bi waaye ngeen gis sama table bu yanj bi ak suñu madame bu yanj bi fa toog parce que nag bu ñu waxee koor dañuy wax ndogu wax xëdd te ci biir loolu am na ay mbir yi nga xamante ne bi dañu ko faral di taamu fii ci suñu réew Sénégal xam naa ne ba ca kanamee suñu xarit Maman Dieye la belle Maman Dieye dina ci ñëw waaye nag dinañu recevoir it ki nga xamante ne bi moom mooy Khady Didi parce que nag Khady saa su ne ay bon plan yu am solo la ñu Khady di indil di fàttali numéro téléphone 33 849 13 25 dana ànd ak yéen wone li nga xamante ne bi moom ngeen di liggéey waaye nag kenn du mës a fàtte ki nga xamante ne bi moom mooy Aïcha parce que suñu wooree woor dafa neex donc dafa ànd ak léeg-léeg mbokk yi reetaan nekk ci jàmm moom itam dina ñëw ak ñun ci li nga xamante ne bi mbokk yi moom mooy humour kon nag tonton Lamine dama lay delloowaat kàddu gi parce que nag suñu waxee saa su ne tarixa yi dafa am ay jàng yu am solo sànq seen dugg si bi rafet na neex nanu ñu bàyyi la xëy na nga ñëwaat ak ñoom ci benn benn sikkar comme on dit ma toog ci plateau bi ñu gën a yaatal waxtaan bi parce que nag tey dañu fas yéene dugg ci ñi nga xamante ne bi moom mooy laayeen yi mbokk yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant kon nag tonton Lamine bàyyi naa la kàddu. waaw xam nga mbir mi sëpp la lëkk ba ngi ci biir ni nga ko waxee rek la ñu koy defee bàyyi suñu gaañ yi ñu dugal ñu ci benn sikk après ñu ñëw nag ci waxtaan wi bismillah. lay la la rabbul jalil waahidun lay la rabbul jalil waahidun kon nag yaa xam yaa ko dégg groupe la boo xam ni ñoo ngi ko sos en 2005 groupe bi mi nga tudd sopp maam Seydi Issa Laye ñoom nag ki leen jiite mooy Mame Mbaye Laye xam nga foofu ñëpp Laye la ñu sant kon nag daal groupe baa ngi nii wax naa la création bi ci kanam tuuti nag ñu dellu si ci historique bi. mbokk yi nag du ñu def rek lu dul di gërëm bu baax a baax suñu tonton Lamine Ndiaye waaye nag dama namoon dellu ci ki nga xamante ne bi moom mooy madame Guèye Maymouna Sy parce que ci biir gëstu bi nga xamante ne bi defoon nga ko ci laayeen yi may bëggoon naa nga ñëw ni tuuti laata nag may xuus dem ci ki nga xamante ne bi madame Cissé Kodou Mohamed. waaw avec plaisir Yaxam tey Yaxam laay wax ni nga ko waxee nag jotoon nañu dem defi benn gëstu fële ca Cambérène reportage bi ñu def nag c'est plus ci côté société maanaam la vie ni ñu organiser woo dans la société ak surtout solidarité bi nga xamante ne seetlu nañ ko foofu ci biir communauté bi te madame Cissé Kodou Mohamed tey ci solidarité la indi ci Ramadan bi mais foofu ñoom ni ñu koy dundee ak ni ñu koy matérialiser dafa rafet trop parce que bañ fa demee ci reportage bi li ñu seetlu mooy ne déjà ci ñi nga xamante ne ñoo bokk dëkk foofee ca Cambérène sànq maa ngi koy wax ci introduction bi mooy dëkku Seydina Issa Roulaye buñ ne Seydina Issa nag moom mooy buntu bi buñ ne buntu bi mooy bu ñu organiser lii di appel bi boo xoolee fa la ñu tàmbalee ubbi dalal gan yi
wax leen bisimila def ñaan yi door a jàll nag dem ci xuntu ga bu ñu jógee ci xuntu ga nag ñu door a ñëw ci li nga xamante ne mooy yor-yor ba bu ñu paree ci yor-yor bi jàll ci yeneen événement yi ba ci cérémonie officielle bi. Cambérène nekk dëkk boo xamante ne mën nañ wax ne célébé yoon la ñu bëri ñoo fa daje wante mu nekk dëkkub diine. dëkk goo xamante ne côté éducation bi nit ñi niñ leen fa yaree am na yu bëri yoo xam ne duñ ko fa def. ay cigarette kenn du ko fa jaay. yenn tenue vestimentaire yi nga xamante ne tamit jotul kenn du ko fa sol. même bopp neen sax am na bërëb yoo xamante ne du ñu nangu ku def jigéen bu def bopp neen muy romb foofu ci mbedd yooyu nga xamante ne moo bokk ci Cambérène. maa ngi doon wax solidarité système de solidarité yi tamit gis nañ ko fa bu baax ñu ko fay def ci anam bu rafet muy ci diggante jigéen ñi comme ni ci yeneen gox yi ni ñuy gisee jigéen yi ñu organiser wu am seen i këll wala ñu organiser wu def seen i natt wante di dimbalante itam dugg bu baax nag ci entrepreneuriat. parce que am na soxna soo xamante ne jotoon nañ fa waxtaan ak moom mu taxawal fa liggéey bu am solo boo xam ne dafa tax képp koo xam ne jigéen nga yeewoo foofu ca Cambérène bañ a toog croiser les bras ñu dimbali la ba nga mënal sa bopp dara jàpp ko ci liy dem ci maraîchage wala ñu dem ci li nga xamante ne mooy transformation céréales locales yeeg yeneen activités yoo xamante ne c'est des activités génératrices de revenus. Cambérène daal ci tënk yaa xam mën naa wax ne daal dëkkub diine la. wante dëkk la tamit boo xamante ne dëkk fa dafa neex ndax set na itam suuf si macha allah dafa rafet climat bi tamit mooy loolu te yaakaar naa ne ñii nga xam ne Cambérène lañ jóge bu ci kanamee bu micro bi delloo si ñoom dana am lu bëri luñ ci dolli loo xamante ne xëy na amaana man rëcc na ma. alors justement yaa ngi dugg ci li nga xamante ne moom mooy solidarité aisément ñu ñëw ci société parce que koddu na nga ko waxee yaakaar naa dafa am solo te nag Seydina Limamou na ma ko waxee ci sama njëlbeenu wax la mu wax dafa am ñu ne képp koo xamante ne bi yéen a bokk diine dafa nekk sa frère dafa nekk ko nga xamante ne bi da ngeen a war a àndandoo bëggante lëkkaloo kon du ñu ñëw ci li nga xamante ne bi tey moom nga ñuy indil ñu dem xooli dellu siwaat mën cee waxtaan ak yow mbokk yi ñu dem dellu siwaat dimbalante daanaka farata la ci jullit ñi ndaxte suñu xoolee weeru koor léppam yiw la weeru koor léppam ndimbalante la ngay jullit xaqan nga ne kenn gisuma mais yàlla may gis te yàllaa ma farataal lii ci koor kon naa ko def nga xëy suba ba ngoon lekkoo naanoo dana am yëg-yëg boo am di nga mar di nga xiif su fekkee ne yaa ngi liggéey di nga yëg coono foofa su sa xel dawee tuuti nga ne waa ndegam man mi am coono bi laa daj ci xiif ak mar waa ki nga xam ne amul dara nag kon kooka man mi yàlla wërsëgal war naa bàyyi sama xel ci moom dimbali ko jàppale ko ba moom it su ma ko mënul defal lépp ma am lu ma ko defal ba nga xam ne coonam dana wàññeeku. weeru koor kenn du ci seetaan sa morom ñi nga gis ñu ngay togg xoola tey jàkk yi ñu ngi togg di yóbbu ci jàkk yi ñu ngi xale yi tey am nañu benn phénomène bu ñu génn boo xam ne mais lu doy kiimaan la to bàyyi ba timis gi jot nga togg sa café yor sa mburu ñi nga xam ne wàcce nañu egguñu seen kër ñi nga xam ne jotaguñu egg seen kër ñooñu nga dogaale leen jox leen tendrement jox leen mburu jox leen café ñu dog tuyaaba bi nga am yow kenn xamul nu mu toll. mu koor dafa am solo yow weeru lëmm yàlla ne la lépp lu ma la daganaloon ci fukki weer yeeg benn aramal naa la ci benn weer bi bëccëg bi mais guddi gi na nga lekk naan yaa moom sa bopp nga continuer ba mu jeex yàlla nee na jeex na nag mais am na loo xam ne war na la muy nga génne muurum koor boobu ngay génne boom xam-xam yi sax léegi dañu ne nit ku su ko mënee génne su weer demee ba le 25 rek ci koor gi soo ko mënee génne nga génne ko ndax ki nga koy jox miskin bi faqir bi am nañu ay bëgg-bëgg ñu ngi seen i njaboot loolu soo ko génnee te la gën sax léegi ci jamono ji ñu toll mooy nga génne ko xaalis nga bañ ko génne dugub wala ceeb soo ko génnee xaalis ñëw fekk mu toog nga jox ko te xam ne yàlla moo la sant pour nga koy jox moom nga ko war a jox nga jox ko keneen def noonu su xëyee suba mu ngeeg doomam ji ndaw mu ngeeg doomam ji mag
mu ngi ak soxnaam mu ngi ak ay soxla loolu nga ko jot a jox mun na ci dem jënd la mu lépp lu mu bëggoon ni jënd xotte xale yi dàll mbubbu yeneen soxla yu sew yi ba bisu feet bi xale boobu naa woon tumaranke dootu tumaranke ñi nga xam ne yàlla woomal na leen nañu bàyyi xel ci ñi ñàkk alal yoo leen yàlla jox am na ci part boo xam ne moomuñu ko su waxtu wa jotee nañu ko génne jox ko ñi nga xam ne amuñu loola mooy la leen yàlla sant te it soo ko ca bàyyee la mu lay yàqal ëllëg moo ëpp kon loolu dafa deñ beneen bi it mooy sooy joxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne sa ndeyjoor suy joxe sa càmmoñ bu mu ko yëg waaye nag ba nit ñëpp toog nga ne bu xeet sa poos la yaa xam lañ ci génn tàllal ko ba mu tàllal ñëpp gis ko nga di ko joxe kooku lislaam soxlawu ko loolu nga ci am amoo ci leneen tuyaaba amoo ko ci ngistal la ngistal boobu nga am nit ñëpp xam nañu ne jox nga kii 10 000 francs wala 5 000 francs loolu nga am mais yàlla moom amatoo ko ci. waaw madame Cissé dañuy kontaan ci la nga ñu indil tey c'est vrai que faral nañ di wax li nga xamante ne moom mooy solidarité mais li moo tax nag Ramadan même man mi nga xam ne maa koy présenté mu ci am ay njàngat parce que nee na kat à partir du 25e jour koor gi mën nga commencé génnee sax li nga xamante ne bi moom mooy xaalis parce que mi ngi ciy tudd xale yi vraiment kontaan nañ ci reportage bi. dëgg la yaa xam lay maxtaar lay maxtaar xam nga li nga xam ne mooy mbébét bi maanaam sensu koor dafa nekk ne ñun ñi nga xam ne wala ñi nga xam ne yàlla may nañ leen luñ lekk dañu war a xiifal en solidarité ak ñi nga xam ne dañuy xiifal toute l'année ñooñu nga xam ne amul weer amul dara suñu añee duñu reer wala bu ñu reeree ñooñu dañu war a jàppale leen comme Karine ni mu koy defee rek xëy na di ñu jàppale ci koor gi donc en xam nga foofu solidarité ñëw na mu weesu loolu ñu ne ci biir diirub li ngay woor da nga war di bu dog jotee nga dogal ñoo xam ne woor nañ ba ngoon jot te amuñu lu ñu wooree lu ñu dogee donc foofu tamit solidarité nekk fa dañ lay wax ne sax tiyaaba bi nga ciy am tey jii bu ñu dogee ba ngoon ma jël tàndarma may yaa xam mu dogee ko ca la nga woor defe naa dinaa ci am as tuut maanaam ci xeetu tiyaaba boo xam ne yàlla dina ma ko bindal kon imagineel bu fekkee ne da nga woor ba ngoon jot ma jox la tàndarma jox la ceeb jox la laata loolu café yu ni mel loolu dafa nekk loo xam ne dañ koy encouragé imam bi ñëw na si léegi ci fu mu nekk nii macha allah ni mu amee ci sunu réew. waaye tamit mu ñëw ci njeexteelu koor gi damay faral di dégg mag ñi naan bu fekkee ne génne woo muurum koor dafa mel ni sa koor dañ ko aj dafa mel ni sa koor gi validé guñ ko donc da ngay génnee muurum koor loolu ba tey nekk solidarité jëm ci ñi nga xamante ne si bésu korité mu nekk bésu feet mu nekk bésu mbégte ak bànneex bésu lekk ba suur am na ñoo xam ne du ñu mun dundee loolu yow nga jàppale leen pour ñu mun a dundee loolu ni yow. teel a génne sa muuru koor te mu wax ne man tamit jàng naa si loolu nee na nuñ ko teelee def suñ demee peut-être ba def 15 jours de koor wala 20 jours suñ ko mënee génnee waaye taamu si xaalis. parce que tey jii yaa xam man maa xam sama soxla boo ma joxee xaalis man dinaa xam la ma soxla ma jënd ko waaye boo ma indilee ceeb xëy na amoon naa ceeb may na ma ceeb wala Karine may na ma ceeb soxlawu ma ceeb boobu day rek dajaloo donc ñu taamu ci xaalis bi nañu koy defee nag nañ koy génneeg nañ koy nattee xam naa soxna Rama dina ci ñëw ci jotaayu koor ci yaatal ci naka lañ koy nattee parce que dafa am nuñ koy nattee ku ko war a génnee ak noo ko war a génnee waaye yaa xam damay ñëw rek rapidement ci li nga xam ne moom mooy solidarité ni ñu koy manifester actuellement mu am ci lu baax am ci safaan bi li baax li mooy li imam wax sànq parce que léegi ragalatuñu dog fekk ñu ci yoon bi ndax dina am ay góor ak jigéen yu baax mag ak ndaw yu baax ñoo xam ne dañuy may ci yoon bi si sa oto mbaa may ngay dox ñu may la loo dogee loolu macha allah te ñoom seen poche lañ ciy génnee def ci seen xaalis wala ak bonne volonté yu leen di jàppale loolu mu nekk lu baax amit ñoo xam ne dañuy maye te yàlla tax te kenn du ko yëg ndax ni mu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taamu na su may maye main gauche bi bu mu yëg main droite bi ne mu ngi maye waaye may yaa xam woo may ne ko defal ma ci reportage wala siiwalal ma ko wala ma woo Karine ne ko defal ma ko ci groupe WhatsApp bi xam nga loolu dafay doy waar nekkatul maye ngistal lay doon te li mu wax ñu war ci bàyyi xel amatoo ci yàlla amoo ci maanaam tiyaaba da nga ciy am ngistal lenn safaan bi nga xamante ne si moo am mooy ci wàllu suukaru koor yi yaa xam dañ ko maanaam
pervertir su ma mënee utiliser parce que cay temps suukaru koor comme son nom l'indique c'était pour suukar suukar nga daan joxe jamono yooyee dañ daan dogee fonde wala bisaab wala ngalax yu demee noonu donc bu ko defee man may di sama dëkkandoo wala di sama am jàmm sama mbokk damay jël suukar gros may ko muy suukaru koor amul lenn luñ ciy rax amul lenn luñ ciy puukare waaw waaye léegi suukaru koor yi Cissé defe naa ne foofu mun nañ ci def émission bu yaatu waaw parce que damay dem ci tonton Lamine suukaru koor yi tonton Lamine defe naa ne sax tey duñ ci wax lu bëri parce que dafa jéggi dayoo c'est-à-dire que au Sénégal na mu jéggee dayo dafa doy waar dafa dem sax ba di yëngal ay sëy waaye ci biir damay dellu si waat ci solidarité bi nga xamante ne bi moom la ñu koddu indil tey defe naa ne l'islam macha allah yéen ñiy seetaan nekk na religion bu nga xamante ne bi lépp a ngi ci biir dañoo tënk lépp defar lépp ba nga xamante ne bi daal amuñu luñ ciy wax parce que tout simplement mi ngi wax mbiru ndogu yi même nit ku nga xamante ne bi dafa feebar mënoo woor am na luñ la sas te loolu dafay dem ci jullit yi nga xamante ne bi mënuñu ko amuñu ko tonton Lamine waaw yaa xam en fait dañu junj solidarité bi pour ommat lii di générosité il n'y a pas de solidarité sans générosité parce que ki nga xam ne day dindi di joxe bu àndul woon ak généreux je crois que joxe boobu sax du mën a lew et liñ ciy séntu aussi tamit du mën a am loolu nag yemale wuñ ko foofu dañ ni su fekkee ni ñoo ngi koy def ci weeru koor jëlagu weeru koor maanaam bu weeru koor weesoo nañ ko doxal mu nekk yitte ci ñun ba nga xam ne nii suñu voisin suñu cousin keneen ak keneen ñuy doxal noonu parce que l'islam loolu la bëgg ay diggante lay faj. alors Karine gis nga mbirum yaa ngi koy wax jàngat yi yow tam yaa ngi jàng ci li nga xamante ne mooy religion musulmane bi mooy mbirum muuru koor yi parce que am na ñu nga xamante ne bi aussi dinañuy dem ba xëy na di waaj a julli jël muuru koor bi joxe ceeb mu nekk lu nga xamante ne bi imam bi lu mu wax dafa am solo nit ki boo ko bëggee dimbale waay jox ko xaalis bu nga xamante ne bi xëy na xale bi bëgg na robb wala ku góor ki xëy na bëgg na lii mu mën ko cee jënd mën a féete comme tout le monde et je pense que am na ñàngat yu nga xamante ne bii c'était très bien que ñu souligner ko aujourd'hui effectivement te li nga si wax defe naa ne xam naa yaakaar naa ni sax j'ose espérer que du man kenn maa si jàng parce que loo xamante ni c'est valable pour l'islam c'est aussi valable pour yeneen religion yi parce que solidarité bi ñuy wax générosité bi ñuy wax du l'islam kase lañ ko war a def il faut que ñu def ko ñëpp booloo ci sax religion bi sax bañ cee feeñ ndax ñu ñëpp dañu war a solidaire entre nous man li ma gën a apprécier mooy reportage bi ñu def si kii bi ndogu bi nga xam ne dañ koy joxe si mbedd bi effectivement je me suis posé beaucoup de questions parce que dama daan gis ñoo xam ne sama ay dëkkandoo bu ndogu desee 10-15 minutes damay gis ñoom ñëpp ñu génn ak seeni doom seeni rakk ñu yore ay karaaf yor ay mburu yor ay tàndarma kari loolu tuyaaba bu extraordinaire ndax nit woor ba heure dog jot mu fekk ko ci mbedd nga jox ko gis nga tàndarma bu ndaw boobu bu ndaw bi jarta xeeb de mais je pense que c'est le moment justement fii nii on doit en profiter pour woo ñëpp amul catholique amul musulman amul ñëpp la ñuy woo ci solidarité boobu parce que Ramadan ñëpp ko bokk carême ñëpp ko bokk man fi mu nekk nii li ngeen di wax yëpp maa ngi xalaat man naka laa mën a participer xëy na am na lu ma raté waaye am na fu ma mën a dabee naka laa mën a participer tey ci loolu nga xamante ni mooy séddale ndogu boobu. Très bien Kodou nga gis ne que y a eu tout de suite une réaction ci sunu plateau donc très certainement beaucoup de réactions ci ñi nga xamante ne bi ñoo ngi seetaan émission Ramadan. Effectivement Karine question bi nga posé pratiquement dans tous les quartiers léegi am na ay jeunes yoo xam ne ñu ngi organiser wu di ko def donc su fekkee ne da nga bëgg a participer mën nga gis certainement si sa quartier am na jeunes yoo xam ne ñoom ñoo koy def mën nga leen sax en plus de jox sa xaalis participer ci distribution bi loolu tam dafay nekk xeetu solidarité parce que solidarité waxuñu rek nga am xaalis mën nga jàppale nit bi ci diverses manières l'essentiel est que na nga ko def te bu mu ànd ak puukare donc yaa xam may kontaan ci li nga wax ne que ni mbir mi jéggi na dayoo en matière de joxe suukaru koor am na ñoo xam ne dañuy rus a génn rus a woote léegi dañuy wax méchoui koor léegi dañuy wax dañuy wax bazin riche koor kenn waxatul suukar tey jii xëy na yaa xam su ma ñëwoon may la grosse suukar ndax di nga kontaan am na ñoo xam ne dañu ne su ma demee si yaa xam jox ko grosse suukar du kontaan kon naa dem ut ay méchoui naa dem nga dem ba leb
tu t'endettes indil sa borom kër ay problème indil sa bopp ay problème loolu nekkatul solidarité te doo ci am benn ngërmal yàlla te yaakaar naa ne si suñu geste de tous les jours loolu la ñu war a sàkku yàlla gërëm ñu mais pas nit di ñu gërëm. en tout cas weeru promotion la kon nag ci promotion yaakaar naa ne def lu baax dañ koy gën a ful jox la ko kon nag Codou kontaan nañ ci mbir mi ngi ñu indil tey muy nañuy teel a joxe suukaru koor yi suñu ko mënee moo gën bien avant ñuy korité ñu koy teel a joxe waaw muuru koor bi ñu koy teel a joxe et surtout nag di ko joxe ci xaalis parce que aspect boobu même man mii di wax ak yow ak certainement ñi ñuy seetaan xëy na ñu bëri xamuñu ko woon dañ doon génnee ceeb rek waaye nag li moo tax nag ñu indi émission Ramadan ak RTS 2 pour am lu bëri lu nga xamante ne bi ñoo ngi ko ciy jàngat waaw tonton Lamine li nga dundee weeru koor bi maanaam bu fekkee ni dugub nga doon dundee wala ceeb loolu aussi tamit baax na nga natt ko parce que am na nattin boo xam ni moom la ñuy natt di ko def xam naa bu ñu duggee ci émission wala Adja Aram comme ni nga ko waxee en fait noonu nga ko waxee tonton Lamine noonu la woon mais dañ ne xam nga jëmmi jamono bu ñu demee de jëmmi jamono dafa dem ba fu mu nekk nii ak soxla yi jafe-jafe doomi aadama yi lenn rek laa ciy ragal waaw parce que bu ñu génnee xaalis est-ce que duñu dévier gi nit ñi gën a gëm xaalis bu ñu leen joxee léegi mbuurum koor ñu daal di ba xaalis sama gën a delloo ko en tout cas daal am na ci ñoo xam ni ci xel la quoi la ma ci xam daal mooy soxna Rama moom incha allah dana ci dellu si waat mbokk yi ñu gën koo leeral ci RTS 2 dañuy gërëm encore une fois suñu xarit madame Cissé Codou Mohamed ci la mu ñu ndil tey waaye nag Karim mi ngi koy wax sànq dañuy ànd ak moom dem xool jigéen wu wérul ak koor mbokk yi dellu waxtaan ci woor moom ak grossesse dafa nekk loo xam ne def naa l'islam wax na si parce que dafa bokk ci état yi nga xam ne bu ci jigéen tolloo may nañ ko mu bañ a woor ba pare am ay conditions yu ñu ko tegal conditions yooyu nag xam naa ne fuqaraaw yi ak ustaas yi ñoo ma ci ëpp xam-xam mais je sais que jigéenu wérul moom ak jigéen bi nàmpal woor wàcc na ko bu fekkee ne dafa bëgg a woor am na ay conditions yoo xam ne moom lay mën a wooree mais jigéenu wérul aussi bu waree woor war na xam ne dafa am ay dangers yoo xam ne non seulement mi ngi koy encourir pour moom ci boppam ak li nga xam ne moom la war na mu nekk ci biiram muy doom ji mu war na lor bi mu war na lor mën na ci am aussi problème bu nga xam ne mën na ci am ay conséquences yoo xam ne mën na nekk ay conséquences yu terribles jigéenu wérul moom woor wàcc na ko ba keroog muy mucc ci jàmm ak salaam maintenant nag mu tegu ci conditions yi nga xam ne moom la ko diina teg conséquences yi si moom d'abord mën a nekk déshydratation parce que xam boo nekkee jigéenu wérul da ngay soxla ndox mën nga am déshydratation boo xam day nekk déshydratation boo xam dafay sévère loolu mën na am ay conséquences d'abord ci métabolisme moom maanaam ci wàllu deret ji mën na am ay conséquences yoo xam ne mën na nekk aussi ci wàllu organes yi nga xam ne ay organes comme yu mel ne rein bi la wala yenn façon organes yi donc mën na ne ay conséquences yoo xam ne mën na nekk ay conséquences yu irréversibles moo tax ñu naan jigéenu wérul wooram généralement bu fekkee ne da nga bëgg a woor mel ne comme suñu jigéen ñi nekk ci activités yi ça peut être quand même très dangereux bu dee pour doom ji mën na indi la ñuy wax hydroamnios oligoamnios oligoamnios mooy c'est-à-dire ndox mi nga xam ne xale bi ci lay nekk di ci dund mën na am conséquence ci ndox moomu ba indi ay problème ci xale bi ci boppam da nga gis ñoo xam ne dañ naan ne bu leen woor mais ñoom xam nga fii ni ñu ngànk diine dafa xaw a metti donc ñu jéem ay woor mais da ngay jekk ñoo xam dañuy ñëw nekk soit syncope wala ñu perdre connaissance wala ñu nekk ci ay état de déshydratation aiguë et très sévère yu nga xam ne souvent mën na am ay conséquences yu graw non seulement comme ni ma ko waxee sànq ci kii ëmb ak ci li mu ëmb donc yooyu mooy yoo xam ne dañ koy gis la plupart du temps surtout bu ñu wooree ba jàll 10 jours yi nga xam ne yaram bi commencé na sonn ku jigéenu wérul bi di woor ba mu passé 10 jours jëm 15 jours jëm ci korité bi généralement accident yu bëri si lañ koy faral di gën a gis ndax yaram dafay gaaw a adapté wu yaramu jigéen mën na adapté wu mais bu demee ba toll ci yenn kii rek da ngay jékki-jékki rek soxna si laatikaaf ñu indi ko fekk nekk na sa état yoo xam ne mën na mettre en péril soit grossesse bi soit moom ci boppam. waaw mën na indi avortement bu fekkee grossesse bu ndaw la comme bu dee grossesse boo xam ne nag passé na deuxième trimestre bi mën na indi ay conséquences yoo xam ne ci xale bi la ndax yàlla dafa dogal bu doom buy sosu ci ndox lay sosu ndox boobu ñu ko wax liquide amniotique boobu nag déshydratation bu sévère mën na am ay conséquences ci liquide bi ba nga xam ne soit mën na am conséquence ci grossesse bi ci boppam wala mën na am conséquence ci li nga xam ne mooy fœtus bi nga xam ne moo nekk ci biir ku jigéen gi xam nga yàlla bu ne bu leen def rek li gën mooy ñu bañ a def bul jëm parce que corps aussi c'est pas une obligation Dieu c'est un grand démocrate quoi ñun rek ñoo xamul souvent nga gis nit ñi yàlla ne bu leen def la ñun dañuy jëm mais yàlla bu nee ñi feebar jigéenu wérul ak kii nampal bu mu woor rek def naa loolu recommandation la nañ ci yem ba pare yemul ci loolu def na ñi nga xam ne mënuñu woor bu ñu tollee ci loolu war na lor nañu bàyyi ba mucc am na charte yu leen teg
charge yooyu mooy nga leelal miskin wala nga jéem a fay mais yaay xool sa disposition ak comme li ma la wax sànq rek am na ñoo xam ne peut-être du ma ci sori ñoo mu ci ëpp xam-xam ñooñu mën nañ ci gën a joxe ay tegtal yu gën a leer yi may joxe. waaw dañuy kontaan nag wax dëgg yàlla Karine ci la nga ñuy indil parce que nag sànq maa ngi koy wax ci religion musulmane lépp teg nañ ko dañoo wax lépp dafa war a jaar yoon te ka mënul woor waxuñu la nga woor mais nag am na comme ni ko médecin bi waxee c'est dangereux ñu nga xamante ne bii ñoo ngi koy def te mu mun a am ay gàllankoor yu garaaw a garaaw a garaaw. yu garaaw bu baax sax yaa xam te di nga gis ñoo xamante ni ku nekk ci santé sax daf leen naan bu leen wóor mais dañuy wóor parce que li mu wax la dañuy ŋànk diine bi foo xamante ni du foofu. da ngay xool ne xam la rek. waaw xëy na loolu moo tax nag comme ni nga ko waxee sànq Ramadan nekk fi bu fekkente ne da nga jigéen ju warul nga xamal ne yow dootul yow kenn yow la ba pare da ngaa ëmb doom ci sa biir donc am na yoo xam ne boo ko defee daf lay lor yow lor ki nga ëmb. man li ma ci gën a xaw a jaaxal mooy naka la ñuy def ba xamloo jigéen ju warul ne bu woorulee amul baakaar bu ko ci topp. mais c'est écrit hein c'est-à-dire que le Coran c'est un livre saint boo xam ne li américain naan everything. lépp a ngi ci biir lu ñu ut fekk ko ci. kon nag je pense que bu fekkee diine bi wax nañ ko. bu fekkee côté santé tamit junj na ko. je pense que jigéen ñu warul ñi war nañu xoolaat bu baax seen doxalin ci weeru koor mais itam les familles. parce que am na ñoo xamante ni boo nekkee ci entourage yu jigéen ju warul waroo ko bàyyi mu woor wala sax nga ut koo ko booleel ñu mën ko dissuader mu bàyyi koor gi parce que imagine lu mu wax bu fekkante ne da ngay woor dëgër bopp ci woor 10 wala 15 jours doo ko passé boo fa yeggee dafa fekk daanu nga syncope nga ñu yóbbu la hôpital loolu gisuma lu ko fi jar di nga déshydraté yow sa bopp ba pare xale bi bu fekkante ne ci commencement wu grossesse bi la mun nga ñàkk xale bi bu fekkee dem nga ba mu passé 6 mois mun nga indil xale bi loo xamante ni maara day tàlli parce que bu boobaa mënatoo avorter di nga ko bàyyi mu juddu te boo xoolee sa doom yow mii di nga xam ne lii sa doom ni mu mel nii yow yaa ko teg ndax lan dañ la tere woon woor nga ne da ngay woor. waaw mu nekk nag lu doy waar may mun a dama ciy ñëw ak yow parce que may na ma ko waxee Karine te yaakaar naa ne ñi seetaan te jàng téere bu màgg boobule di alxuraanu karim xam nañ gis nañ ne que yàlla lépp macha allah da koo teg ci yoon. koor dafa am ñu mu war koor dafa am ñoo xamante ne bi warunoo woor mais nag li tubaab di wax exception fu ne la am may. waaw exception fu ne la am wante yaakaar naa ne ngir génn ci yëf yi ak wàccoo daal yaakaar naa li ci gën daal mooy topp daal li ñu digle yaakaar naa jàmm ji ci la nekk mais gis nga jigéen ju wérul dëgër bopp ne day woor dafa mel ni malade diabétique sujet bi mu indi woon keroog bi nga xam ne dafay dëgër bopp ne moom it dafa bëgg a oor parce que bu ko forcé def après weer yi ciy topp wala semaine yi ci topp si la ñu gis complication yi mën na sax dem ba ay at bu ci topp wala 2 ans après mu am ay complications yoo xam ne du xalaat ne amaana woor boobu mu forcé woon def moo ko jox mais comme wàcceel nañ ñu ko ne ñu mun nañoo bañ a woor nañ ko topp après nag ñu xool nan lañ koy fayee la ñuy fayee parce que fay bi am na solo l'islam waaw parce que fay bi tamit bu la neexee nga def par semaine boo defee semaine bi nga noppalu beneen semaine bi nga soufflé bu la neexee sax nga def par weer ba nga xamante ne dina mat l'essentiel daal mooy na nga fay comme bor la boo xamante ne da nga ko war a fay bañ a wax yàlla kenn du fayantoog waaw nga fay waaw waaye am na beneen mbir bu nga xamante ne bi jigéen ñi nga xam ne dañuy nàmpal ñoom itamit c'est un cas waaw loolu c'est un cas yaa xam mais cas bi dañu naan la su dee xale bi dem na ba dëgër nga xam ne ween bi rek du nekk seul li koy dundal waaw donc mën nga woor loolu la ñuy wax mais bu fekkee ne xale bi dafa am ay 6 mois ay nekk bébé donc à ce moment là mënoo ko parce que évidemment day metti xanaa muñu rek mais comme pour revenir à ce que Karine disait xam nga l'islam bëggul xaru yenn yi xaru la donc xaru moom jaru ko boo feebaree bul woor c'est justifié même sa bopp suy metti nga am ay garab yoo war a naan matin midi soir sax exempté nañ la ko l'essentiel na nga rek fay naka nga koy fayee Karine on va terminer waaw bu man li may wax pour conclure rek mooy nañu xool ci jigéen ñi nga xamante ni ñi ngi ut doom saa su ne mënuñu ko am yow yàlla may la nga ëmb nga koy foowee
loolu daal laay jeexalee tey di wax képp nag koo xamante ni concerné nga par sujet bii nga jóg ci bu fekkee jigéen ju warul nga xoolaatal bu baax li ngay def bu fekkee da nga dëkk ak jigéen ju warul dee ko conseiller. Très bien en tout cas conseil bi mbokk yi am na solo ci wàllu santé te nag dégg ngeen li nga xamante ne bi moom la docteur bi wax waaye la laata sax vraiment tonton Lamine docteur bi da ci ñëw l'islam da koo tënk da lépp da ko wax. dafa ci expliquer lépp ak yoon yi nga xamante ne bi da nga fay jaar tonton Lamine ma bàyyi la nga am kàddu ko ci sànni. waaye ñu delluwaat ci sunu mbokku laayeen yi di fàttali nag tey ci émission Ramadan sunu mbokku laayeen yi tey ñoo aaye kon nag dañu ciy ànd ak ñoom dans quelques instants tonton Lamine. waaw man li ma ci seetlu rek mooy ñàkk éducation bi ak tamit communication bi parce que ñu ci bari ñàkk xam lañ lay wax te nag télé yeeg rajo yeeg yi waxtaan nañ ci ba jeexal xanaa nit ñi kay ñoo ànd ak seen ñàkk xam wala bëgguñu xam ba loolu di leen dab mais l'islam wax na ci lu leer nañ bés bu ne ñoo ngi koy firi ci rajo yi am ay thèmes yu ñuy génn ci yooyu li ñuy ñaan rek mooy suñu jigéen ñi même góor ñi ci lañ bokk parce que mën nga ko dégg yow góor wax ko sa jabar parce que sa jabar dina jaar ci loolu donc c'est important pour que ñu mën a di partager wu yu demee noonu ndax suñu jigéen ñi. Très bien alors ñu ñëwaat ci suñu mbokku laayeen yi. tonton Lamine kon nag dama naan maam bii yoon lan nga ñuy may ci zikr. subaana maa ka yéene woon ñu boole xol yi ndax nu maan tey jéema roy ñi jiitu woon te yaw si yoon mam libaas ñang nee na lu fi jullit ñu bokkandey dagaan ci buur bi leeri pey ndax buur jubal sunu liggéey ci lampi leeri Muhammadu mam libaas ñang nee na sa diine dootu fay walaay yàlla la woolu jox la ko yawit nga woolu ruuxu laay mu jiitu gëm ña toppa ca kon nanu noot bakkan yi roy Mustafa la ilaha illallah Muhammadu Rasul ya Rasulullah nanu noot bakkan yi roy Mustafa mam Limaamu nee na àdduna meddu xaaj la ak butaan nanu noot bakkan yi roy Mustafa la ilaha illallah Muhammadu Rasul ya Rasulullah nanu noot bakkan yi roy Mustafa Limaamu ne dunu ay xaj dunu ay tan nanu jaamu Rabbana nanu noot bakkan yi roy Mustafa la ilaha illallah Muhammadu Rasul ya Rasulullah nanu noot bakkan yi roy Mustafa Limaamu ne bu nu xeebante ngir askan kullukum min Adama nanu roy Limaamu Laay Mustafa la ilaha illallah Muhammadu Rasul ya Rasulullah nanu noot bakkan yi roy Limaamu nee na bàyyi leen tëggooy askan ku nekk naan maay ki fi gën nanu roy Limaamu Laay Baay Laay nee na ki gën de mooy ki gën ragal Allahumma xaalixuna nanu roy Limaamu Laay jërëjëf Mame Mbaye Laye
kon nag waaw yaa xam waaw mbir maa ngi tonton Lamine gis nga si jàng yi ñi ngi am ay enseignement yu extraordinaire nañu bàyyi di wax kii maa ko gën et cetera sànq maa ngi koy wax ñëpp laay la ñu sant foofu ñu ñemale ñëpp mu nekk lu nga xamante ne bii vraiment lu jara roy la waaye tonton Lamine boobu ba léegi ñëwaguñu nag ci li nga xamante ne bii mooy confrères yi bu laayeen yi xam naa ne dafay baax ñu xaw cee xuus tuuti xaw cee mosal tuuti sunu téléspectateurs yi parce que tey nag laayeen yi ñoo aaye fii ci émission Ramadan RTS 2 tonton Lamine. ñu sukkandiku rek ci waxtaan wi nga xam ne nii seqoon nañ ko sànq laata ñuy dellu siwaat ci loolu mu jëm ci seen taarix ñoom ci seen bopp ma tuddoon laaj sànq Mame Mbaye Laye seen taarix lan moo ko lal. jërëjëf sama nijaay Lamine ñu ngi ziyaare ñëpp di ziyaare mboolem téléspectateur u RTS 2 di ziyaare ñi ci plateau bi soxna yu tedd yi macha allah ak fi nu jaar di leen ndokkeel ci weer wi di kontaan bu baax ci question bi nga nu posé ndax li may bëgg a wax mën naa ko intitulé maarifatu shajara qabla samara maanaam nga xam garab gi lu jiitu meññeent bi tey Seydina Limam bala ñuy wax lan mooy mission wam li ëpp solo mooy ñu xam kan mooy Seydina Limam mu d'abord mooy li nga wax mooy taarixam Baay Laay nag alayhi salaatu wassalaam turam dëgg mooy Limaamulaahi Thiaw Baay Laay santam bi mu indaale ci àddina du Laay Thiaw la mu ngi jóge ci waajur wu nuy wax Maam Alassane Thiaw ak soxna Kumba Ndoy dëkk fii ci tànk ci Yoofi Géej gane àddina dëkk bu ñuy wax Ngapparu wax fa dëgg yàlla mu daal di doon ki nga xamante ni mooy Mahdiyul Muntazar ndax bi mu ñëwee dafa ni mooy Mahdiyu mi ngeen doon xaar Mahdiyu moom nag fa mu tàmbale mooy dem ba ci Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo doon annoncé di tudda turam naan Mahdiyu dina ñëw ci geenoog jamono ba saaba yi dégg tur yi sonal leen ñu ni ko Mahdiyu moomu kan la mu ni leen mooy ki nga xamante ni mooy ñëw su àddina baree lëndëm su àddina baree tooñ mu ñëwaat fa indi fa maandu waaye indi fa njub kooku mooy Seydina Limaamu bi yàlla dogalee nag mu ñëw gane ci way jur yooyu ma la tuddal doon lébu bokk ci giir gu nuy wax xaagaan bi mu ñëwee gane àddina Maam Baay Laay nee na lu jiitu gane àddinaam def na ci fii nga xamante ni mooy xunta mi ci Ngor sànq soxna si tudd na bërëb yi ñuy amal appel waaye la tax ñuy dem di ziyaari Ngor bërëb boobu moo tax bërëb boobu nee na leer gi def na fa lu ëpp junniy at muy wër fan la war a feeñ ak ci ban way jur lay gane àddina ba gis soxna su sell soxna su tedd soxna su maandu macha allah muy sunu maam Kumba Ndoy ñu gënoon ko xam ci maam Kumba Jagata mu meññe ko bi mu ganee àddina nekk ndaw mag ñi nettali nañu ci téere bu ñuy wax Bushral Muhibbin ni Seydina Limaamu daana dox ba muy nekk ndaw waaye su daan dëgg sobe day taxaw di jooy ba nu dindil ko sobe boobu muy door a dem su ko way juram daan yónni ngir mu taxañal ka mat su demee nee na garab gu mu ñëw du ñëwee du indaale dara su ko ne lu tax indaale woo dara mu ni ko garab gu ma jub yaa ngi sujjóot di sàbbaal di ma màggal moo waral manuma leen dagg way juram nag comme amoon na ay information ci ñëwam xamoon na mooy kan lu jiitu gane àddinaam ndax ci bi ko way juram bi muy nekk ci biiru way juram la daan def ay kéemaan ba nga xamante ni Maam Alassane dem nanu ca bërëb ba nga xamante ni mooy ca xare Umar Futiyu ba la gis leer gi di wër ndiggu Maam Alassane di wax allah allah allahu rabbuna allah allah allahu xasbuna mu xamal leen ni leen dem leen yéen du ngeen fekki diine leen di fekki kon historique gu Seydina Limaamu alayhi salaam mu ngi tàmbalee démb ñu annoncé woon turam jamono nag di wax Mahdiyu bii moom la am du moom waaye li ëpp solo dañu waxoon ni su ñëwee ci tefesu géej lay dëkke su ñëwee ci saw ba gën a sori la lay dëkke waaye saw ba dañ daan wax ni ginnaaw Fass Maroc amul fu gën a sori waaye ginnaaw sa gi la ñu découvrir ni Sénégal mu ngi ci ginnaaw dëkk yooyu Baay Laay gane foofu àddina màgge fa ba am 40 ans daal di taxaw woote ajiboo daa yàllaahi yaa ma'sharal insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum loolu mooy historique am lu jiitu nag waxoon nañ ni dina am biddéew
bi nga xamante ni su Mahdi yu ñëwee dina am étoile polaire bi nga xamante ni mooy wan nit ñi ni ki nu doon xaar ñëw na étoile boobu bi mu ñëwee Baay Laay dafa feeñ def ci asamaan si am génn gu gudd ñu koy xaar tegun ci ay fan Seydina Limaamu daal di yuuxu baatam boobu ni wuy si leen woote yàlla bi ndax may ndawal yàlla ci seen biir kooku mooy Seydina Limaamu ak historique jërëjëf yaa xam dafa am nag loo xam ne lu am solo la mu bokk ci seen culture boo yu judd rek buñ lay ngénte daanaka fa lañ lay mayee te ci ñoom am na ñoo xam ne nii dañ dund loolu waaye bi ñu màggee dañu soppi waaw te loolu jar naa xam absolument waaw ma doon laaj Caba Laay mu nettali ñu benn boo xam ne nii daf koo dund d'accord Laay Mamadou Maxtaar maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di leen dokkeel ci weeru koor bu sell bi nga xam te ni yàlla moo ko farataal ci ñun di ñaan lépp luñ ci woor yàlla na ko suñu borom nangul mottali yéene ci barke Baay Laay alayhi salaatu wasalaam waaw Papa Lamine comme ni nga ko waxee rek Baay Laay alayhi salaatu wasalaam dafa farataal ci waa këram ku ci sa doom gane àdduna na nga ko bu dee góor na nga ko xarafal bu dee jigéen na nga ko maye ci bis bi nga koy tudd bu dee góor bi nga koy boo ko tuddee ba bis bi dellu si da nga koy xarafal bu dee jigéen ci bis bi nga koy tudd da nga koy may borom kër waaw man yàlla dafa dogal nag ma bokk ci ñooñu waaw yàlla dogal na am na ci ñoo xamante ni ñin leen mayoon comme ni ko suñu mag ñi di waxee mayu ndes ñun am na ci ñoo xamante ni noonu leen yàlla dogal na ñu sëy ak ñin leen mayoon waaye yàlla mooy dogal sàkk jaamam ba pare def li muy def ci moom man màgg naa ak sama mayu ndes ba sama waxtu sëy jot nit ñëw di ma bëgg si mais laataa ma koy jox sama kàddu dama wax ak sama kilifa xamal ko ni ko kat man dama nekkoon ci buum depuis bi ma nekkee liir da ngeen ma maye woon mayu ndes waaye am na ku fi ñëw di ma bëgg si mënaguma koo jox sama kàddu bu ma sañoon ngeen wax ak ki nga xamante ne moom ngeen ma mayoon ma delloowaat ko canam ma soog a mën a duggaat ci benn sëy rien que rek pour firndeel que ni Baay Laay alayhi salaatu wasalaam lii la digaale ci biir lii la digle ci biir këram suñuy kilifa tàggatal nu ci ñun tamit ci loolu la ñuy dox ñaan yàlla dund ba yar ci suñu njaboot ci barke Baay Laay alayhi salaam. en tout cas ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax soxna Thiaba parce que nag suñu xuusee ci confrérie yi je pense que genre question yi ak réponse yi ñu am tey dafay am solo maa ngi gis Karine di ma xool d'un air ah bon oui oui c'est comme ça que ça se passe mu nekk foofu lu extraordinaire lu ñuy def parce que am na jigéen ñu nga xamante ne bi dañu naan ah man de musuma dégg alxayri alors que fële ca laayeen ya alxayri bi jigéen ñëpp maas nañ leen ko ñoom ñëpp dégg nañ alxayri kon nag may mu nekk vraiment ay wit waaw sëñ bi li may intervenir ci loolu waaw ndax li Thiaba wax noonu lay amee mais Seydina Limaamu alayhi salaam da ci jublu ngir xale yi moytu tooñ yàlla te dafa war a am suivi ñu koy fàttaliwaat bépp way jur bu ko defal doomam ndax waroo ko def nga bàyyi ko noonu rek ni maye naa ko mu nekkee ndaw ndax moom xamul mais mag ñi dañ ko daan def sunu tuddee man sama doom bu jigéen fi nu ko tuddee lanu ko mayee dañ koy joxeel can comme ni ni maye mag ñi sunu joxee can bi ñu faske imaam toog xutba ko seede yi toog ñu xam ne kii am na borom kër mais dañ koy topp di ko xamal ni que da nga am borom kër waaw kin koy may xale lay doon wala mag kin koy may xale lay doon ok ki nga xamante ni suñ bokkul at la ka kan kay may di mage du bari daanaka morom daanaka ñoom ay kilo nu waaye suñ ko mayee dañuy def ci xelam ni que da nga am borom kër xam nga lum ci jublu ngir xale bi màggaale sellate googu bañ di def naka sudul noonu waaye man tamit xam nga sànq nga baal ma maa ngi koy wax la ma ci neex mooy benn jigéen foofu du ne musuma dégg alxayri ma ne foofu benn jigéen du ne musuma dégg alxayri dëgg la kon nag loolu tamit dafay am solo en tout cas mu nekk mbokk yi ay njàngat yu nga xamante ne bi ñoo ngi koy njàng fii ci émission Ramadan maa ngi fàttali nag tey ñu ànd ak suñu mbokku laayeen yi di leen gërëm di leen sant parce que nag historique bi am na ñu nga xamante ne bi xëy na xamuñu woon bu baax mbirum Seydina Limaamu waaye yaakaar naa ne suñu mbokk taalibe mi nga xamante ne bi mi ngi fi toog leeral nañ ñu ko tey tonton Lamine ñoo ngi lay gërëm di la sant xam naa dinañu
dellu si waat ci ñoom dans quelques instants waaye nag damay ànd ak suñu xarit Maimouna tey dafa ànd ak ñun def ay gëstu yu nga xamante ne bi yaakaar naa ne ku ko xool rek dina la war a mën a neex parce que nag mu nekk ay mbir yu nga xamante ne bi dafa am solo ci Ndakaaru mbokk yi ñu dem xool dellu si waat mën a waxtaan ak madame Guèye Maimouna Sy Grande mosquée moom ñëpp xam nañ ne ñu ngi ko inauguré en 1964 mag na ñu bari fii ci ñun wala mu maase ak ñun 64 lañ ko inauguré booba temps président Senghor moo fi nekkoon. buuru Maroc le roi Hassan II moom itam nga xam ne jàpp na ci bu baax moom itam fekke na ko moo ko kii woon ci inauguration bi nga xamee ne dañu bëgg yeesal taax yi nga xam ne moo nekk ci Ndakaaru fekk booba jumaa ja ma nga nekk fële ca rue Blanchot ci la ñu wax ne ñoom dañu bëgg a defar juma ku ne xam ne Ndakaaru collectivité lébu ñoo fi nekkoon bari na suuf yoo xam ne tey nguur gi moo ko occupé suufas collectivité lébu la woon ñu jox leen ko ci anam bi wala ci anam bële ci kaw waxtaan bu dox ci seen diggante ñoom bi nga xamee ne nag soxla nañu suuf boo xam ne dañ ko bëgg a def juma waa lébu yi ñoom ñoo jël suuf bii nga xam ne seen armée li maam la ñu woon ñu def ko à la disposition de l'État ci la ñu commencé di def ay quête pour tabax jumaa ji ñu bari participer nañ ci ay sénégalais ay libanais waa Maroc État du Sénégal ville de Dakar jumaa ji ci boppam bi mu joxee suuf dafa jël xaalis joxe ñu bari nag sax ñu ngi wax naan jumaa ji li mu joxe ci xaalis bariwul waaye xam nga ne xaalis moom bu fekkee suuf bu toll nii ñu jox la ko ci diggu Ndakaaru booy wax war nga wax valeur suuf boobu la ñu la jox lan la pour nga mën ko comparer ci prix bi nga xam ne moom la nit ñi joxe ala kulli xaal ci loolu daal moom la amee ba nga xamante ne yëf yi jafe na buuru Maroc Hassan II yal na yàlla yërëm leen ñoom ñi ma lim fii yëpp ñoom moom moo dépêché sax benn architecte français du nom de Gustave mu ñëw donc ñu adopté le style marocain mu rafet lool ba fii mu nekk nii amul jumaa ju ko dàq ju ko gën a bees la ñuy wax mais ju ko dàq daal jafe na fi daal waaw loolu nag yàlla moo ko def mu style marocain doon jumaa boo xam ne bi niñ ko tabaxee tabarkàlla jumaa mujj nañ ko tabax te ñu ngi koy defaraat parce que ma ngay fissuré fu ne te bii ba ñu la waxee 64 lañ ko inauguré kon nga xam ne tabax bi wax dëgg yàlla ñu ko doon tabax nañ ko ak yéene. style architecture marocaine dafa nekk architecture bu rafet parce que gis nga boo duggee ci jumaa ji ñu bari loolu moo leen di yéem bari na jàkk joo xam ne boo demee da ngay gis toit bi dafay maase rek mais bii da ngay gis ne dafa am ay arcade fu ne foo teen fu ne rek am na benn pax boo xam ne bii defar nañ ko orné ko ba mu rafet fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin li nga xam ne mooy karo yi ngay seen tam du karo bu simple comme yeneen karo yi ngay gis parce que karo yi dafa doon karo yoo xam ne yu ci bari à la main lañ ko liggéeyee loxo lañ ko doon teg par benn ba mu agsi nii xam nga ne loolu tey boo demoon di jënd benn tapis ñu ne la usine bi moo ko liggéey ak tapis bi nga xam ne bi loxo moo ko liggéey ay ati at teg ko du mën a bokk ak li nga xam ne li machine moo ko rëdd rek ñëw daal di ko teg donc loolu dafa bokk ci li nga xam ne dafa bokk ci merveille yu grande mosquée de Dakar beneen bi mooy superficie bi grande mosquée fii ñu toll nii ni mu rëyee macha allah néew na juma bu toll ni moom ci surface bâtie ak tam espace bi nga xam ne moo ci des nga xam ne lu ne mën nga ko fa def surtout ca booba temps loolu néew na bi ci des mooy maanaam architecture bi ci boppam c'est-à-dire tabax bi ci boppam doon na tabax boo xam ne bi doonul ay briques yu ñu dajale teg mais lépp dañ ko def béton armé waaw gaa ñi xam nañ ci dara parce que bi ñu bëggee installer climatiseurs yi nekk ci suñu ginnaaw ñu ne dañuy bënn mur bi fu ne dem nañ fa pour ut machine bu bënn mur bi mënuñu ko am il a fallu ko ñu dem ba ci spécialistes yi ñu abal ñu machine boo xam ne bii trou bu mu la bënnal rek fay nga ci 200 000 wala 300 000 pour wax la ne loolu macha allah du tabax boo xam ne bii tabax bu simple la.
waaw ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax parce que nag Mbaye c'est vrai que grande mosquée de Dakar yaakaar naa ne ñi nga xamante ne bi xëy na yegg si wuñu Dakar saa su ne ñu ngi koy gis parce que nag julli yu bëri dañu ko fay amal di ko def ci télévision yi surtout RTS waaye nag ñu gis nag ne que c'est en 1964 lañ ko inauguré waaye dama am ay njàngat yu nga xamante ne dafa am solo mais solide bu mu solide nekk na lu extraordinaire et comme il l'a si bien dit je pense que même tapis yañ fay lal ça a été bien travaillé à la main ñu jël temps wu vraiment construire ko mu nekk nag mosquée bu nga xamante ne bi mi ngi koy wax aussi yaatuwaay bi tamit jéggi na dayoo. yaa xam loolu nag bokk na ci lu gën a tax ñu dem defi foofu reportage bi ci grande mosquée bu Ndakaaru muy un symbole fort de la coopération sénégalo-marocaine. ci biir reportage bi wax na ko grande mosquée bu Dakar ku ko xool xam na ne sa xel day dem ci mosquée yi nga xam ne moo nekk Maroc ville yu mel ni ay Casablanca wala Marrakech wala Rabat muy mosquée boo xam ne nag tamit dafa am histoire boo xam ne yàlla daf ko lëkkale ak lébu yi. tey lébu yi lañ fi invité lañu invité. waaw mu kon muy occasion boo xamante ne dafay tombé bu baax grande mosquée peut-être ma wax rek ne pose première pierre bi. Déjà ñu ngi ko defoon en 1938 exactement le 20 février muy pose première pierre boo xamante ne ñu ngi ko def ci ay sëg ci superficie bu 4 hectares bu ñu ne ay sëg nag foofu waaw maanaam cimetière la woon foo xamante ne dañ fa doon denc magub lébu yi ñu ci bëri bañ demee ba nga xamante ne nag colonisation bi am nañu envie comme ni mu ko waxee mosquée bi nekkoon rue Blanchot ñu ne dañ ko bëgg a ut fu gën a yaatu ñoom communauté lébu gi ñu seet amuñu fenn léegi ñu ne il faut que ñu xool espace boo xamante ne dina yaatu dinañ fa mën a def grande mosquée bi ci lañ ko indi def ko foofu ca wetu RTS nouvelle maison waaw muy mosquée boo xam ne itam dafa am taarix comme ni ma ko waxee sànq ay imam yu bëri jaar nañ fa wante laata ñuy ñëw ci imam yi nga xam ne jot nañ fa jaar sax ñu ñëw ci inauguration bi tamit inauguration boo xamante ne Abdoul Aziz Sy Dabakh Sy Malick moom moo ko jiite woon ak yeneen mag yu baax ñu ci mel ni ay ñoom Alaaji Seydou Nourou gis nañ benn photo archive boo xamante ne dugal nañ ko ci biir reportage bi ak yeneen mag yu baax yoo xamante ne teewoon nañ ci inauguration bi ku fa njëkk nekk nag imam mu ngi sant Diène maam la ci ki nga xam ne moom la ñu jël ci reportage bi muy Abdoulaye Diène moom nag mu doon wuyoo Amadou Lamine Diène nekk premier imam bu grande mosquée bu Dakar ba mu fa jógee nag ki di Maodo Sylla moo ko fa wutu grande mosquée bu Dakar mag foofu dañ fay taxaw waaw macha allah waaw Alaaji Maodo Sylla ku ñu sobban xutma mu nekkoon nit koo xamante ne vraiment yàlla da ko mayoon dafa amoon xëbul bu ne tëll rek ñëpp xam ne ñëw na am présence surtout comme ni nga ko waxee julli korité yi julli tabaski yi vraiment nit ñi dañ koy yàqamti ginnaaw ba nga xamee ne jóge na fa nag Alioune Moussa Samb moom moo ko fa wutu boobu ba léegi nag mu nga fa di doxal foofu ci grande mosquée bu Dakar focus bi nag duñ ko jeexal te duñu wax ci ramadan bi weeru koor itam comme yeneen bërëbu diine yi nga xamante ne weeru koor dañ fay def ay activité danañ fay organiser lu ci mel ne ay conférence danañ fay def tamit tafsiru alxuraan danañ fay gis itam ay doomu aadama ñoo xam ne dañuy ñëw yore seen kaamin ñëw di jàng di julli ak ñaan ci weeru koor bi yaxam muy loo xam ne daal bëggoon nañ ko partager ak ñi nga xamante ne ñooy téléspectateurs yi mais beneen point bi fi may jeexalee mooy architecture bi sànq yaa ngi koy wax mooy solidité bi dafa nekk bërëb boo xam ne dañ ko classé déjà patrimoine de l'UNESCO gis nañ ko muy buñ nekk patrimoine de l'UNESCO nag mooy ne mënoo faa def dara te tàggu woo mënoo xëy rek ñëw ne da ngay toj wala da ngay teg brique loolu lu am solo la mais architecture bi ci biir rafet na rafet goo xamante ne vraiment jar na ku nekk daal soo ko mënoon dem visiter sax nga dem visiter ko jël fa ay photo waaw te ci biir architecture boobu gis nga vraiment liggéey bu am solo bi nga xamante ne bi ñoo ngi koy wax travail bu extraordinaire lañ ko def parce que il faut voir entre pose première pierre bi ak inauguration bi ab diir nag am na ci parce que ñu ngi ko inauguré en 1964. presque 20 ans wala ñaar fukki at yi tegal na sax. loolu moo lay wan ne jëloon na temps bu bëri pour ñu def liggéey bi mais finalité bi moo amoon solo finalité bi mooy lan. mooy grande mosquée bi nga xamante ne vraiment c'est une fierté ku ko gis dana la neex mais boo duggee ci biir ba gis ko parce que man c'était la première fois ci reportage bi mooy dugg ba ci biir. gis ko. boo fa duggee yaa xam di nga gis ne vraiment c'est un travail boo xamante ne ça a été fait d'une manière vraiment méticuleuse rigoureuse benn par benn lañ ko def ba mu mat donc chapeau daal
architecte yi nga xamante ne ñoom ñoo def liggéey boobu. alors may nag ci biir li nga xamante ne moom mooy grande mosquée am na ay pàcc yu nga xamante ne def rek lu dul ñu dem xool lan ñu ci indilaat mbokk yi dellu si waat. de Dakar mu ngi ubbi depuis 1974 le royaume marocain ñoom ñoo ko tabax fii bi ñu ko ubbee premier directeur bi fi njëkkoon ne mooy le professeur Alhaji Rawhan Mbaye institut bi traversé na fii ay situation yu xam ne yi bokkul ministère yu koy gérer maanaam li ko dalee de la date de son inauguration ba nga ñëw ba 2001 2002 ministère de la culture moom moo yore fii moo yore boobu les activités culturelles mel na ni c'était mooy activité yi nga xam ne moo gënoon ëpp solo teewul nag ne daan na def activité enseignement bi ci jamono boobu mu ngi basé woon uniquement sur le cours du soir 2013 le président de la République Macky Sall def décret bu xam ne bi dafa indi baccalauréat bu xam ne bi di étude arabo islamique la léegi xale yi ci baccalauréat bi yooyu lañ leen di évaluer seen am njàng fii boo ko seetee 4 hectares la 4 hectares yi moo doon ancien cimetière bu Dakar biñ ko démolir kii ko def ko ba mu mel nii ñu loger fi institut islamique de Dakar ak grande mosquée ñoom ñëpp dañu nekk sur la terre de Lébu maanaam domaine national la mais suuf bi suufu Lébu la dafa am nag relation entre grande mosquée ak institut islamique dafa am ñaari volet yu am solo côté administration léegi institut islamique maanaam la direction générale lañ koy tuddee foofu doo ko tuddee uniquement direction générale de l'institut islamique de Dakar mais moo coiffé également administration bu grande mosquée mooy gérer itam budget bu grande mosquée mais ci kaw loolu grande mosquée dañu am comité de gestion bu xam ne bi président bi mooy imam ratib bi mooy Alioune Moussa Samb kooku mooy président comité de gestion bu grande mosquée ñoom ñooy bind kayit wax ñu ne soxla nañ lii soxla nañ lii soxla nañ lii waaw may dellu di la gërëmaat encore une fois parce que ñu bëri xëy na xam nañu fan la institut islamique nekk ma nga logé ca grande mosquée de Dakar waaye liggéey ba nga xamante ne bi ñoom tamit ñoo ngi koy def daal defe naa ne seetaan nañu ñun ñëpp li nga xamante ne moom mooy reportage bi donc dafa doon am solo it ci émission Ramadan ñu ñëwaat ci pour gën a xamale vraiment importance su institut islamique. effectivement yaa xam ni nga ko waxee nag loolu sax bokk na ci lu gën a tax bañ demee pour def reportage bi ci grande mosquée ñu ne institut islamique bu Dakar itam il faut que mu bokk ci parce que ñoom ñaar dañu lëkkaloo ni ko professeur Thierno Ka expliqué ñoom ñooy gérer tout ce qui est volet administratif bu grande mosquée bu Dakar maanaam tout ce qui est budget ak ay correspondance ci institut islamique bi lay jaar parce que direction générale la mais lépp loo xam ne aspect culturel la maanaam jëm ci wàllu jaamu yàlla ak conférence ak julli yeeg yooyu au niveau de la grande mosquée ñoom dañu am seen comité de gestion institut islamique de Dakar nag bokk na ci institut yi nga xam ne bokk na ci yu ñu njëkk sanc fii ci Dakar bu ñu waxee sanc nag jëm ci wàllu jàng ak jàngale bu njëkk nag dañ doon jàngale arabe kese bañ demee nag ba ci année 2000 yi ci lañ commencé nag introduire li nga xam ne mooy cours du soir parce que dañ gisoon ne demande bi besoin bi dafa commencé woon fort da ngay gis ay mag ñoo xamante ne ay kilifa lañu ay directeur de société wala ay mag rek ci milieu bu mu mënti doon mu bëgg jàng arabe peut-être pour nafar wala pour mën a def ay yitem ci wàllu làkkum arabe bi ñu dem ba ni mu ko waxee ñu dem ba nga xamante ne léegi dem nañu ba ñu defal leen baccalauréat arabe léegi bu ñu amee seen bac arabe mën nañ dem def les grands concours nationaux lu ci mel ni ay ENAM concours école nationale d'administration mën nañ ko def bu ñu génnee mën a dugg ci lii di diplomatie culturelle bi ak yeneen mais yaa xam institut islamique bu Dakar itam am na internat
am na tamit externat. Très bien. te boo xoolee ci biir image yi ñu ngi wane ñaari bâtiment yu wute. benn boo xam ne drapeau bu Sénégal ma nga fa ak drapeau Turquie waa Turquie ci coopération comme sànq ni ma limee waa arab ñoom itam dugal nañ seen loxo ci liggéey bi ba ñu tabax fa li nga xamante ne jardin la ak tamit bâtiment yooyu nga xam ne jigéen ñi ñoo fa nekk jigéen yi fay jàng ci beneen wet bi góor ñi ñoo fa nekk muy école pour filles ak école pour garçons li gën a tax nag ma boole ko ci mooy ne au début ci ministère de la culture lañ dépendroon. D'accord. ba ñu demee nag ba ci kanam lañ leen génnee ñu dugal leen ci li nga xamante ne mooy éducation ak enseignement. Alors dafay am solo di fàttali nag nekk institut islamique dañoo ibbil seen bunt mag ndaw góor ak jigéen képp ku nga xamante ne bi bëgg ngaa sàkku xam-xam da ngay dem ba foofu dinañ lay wax exactement naka ngay def pour ñëw sàkku ci xam-xam parce que loolu itam dafay am solo dañuy jàngale. te defe naa ne may ma bàyyi la nga terminer parce que bu nu jógee ci li nga xamante mooy institut islamique nga xamante ne bi téere dafay bëri dañuy glisser aisément ci littérature religieuse bi nga xamante ne bi dinañ ci ñëw ak madame Cissé Kodou Mohamed. mais yoo xam li ma metti rek mooy ba ma demee reportage dañ maa jox ay téere yoo xam ne malheureusement koor gee ma jàpp ba ma fàtte ko. koor gi dafa commencé tàng. waaw professeur Thierno Ka ku ko wax xam ne bindkat la mu nekk département arabe bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar nekk itam chercheur au niveau de l'IFAN Institut fondamental d'Afrique noire am ay téere yu bëri yoo xam ne moo ko bind joxoon na ma benn kaamil boo xamante ne dañ ko traduire en wolof joxoon ma itam benn téere boo xamante ne c'est sur les figures emblématiques islamiques du Sénégal ak itam liggéey bu am solo boo xam ne recherche la bu ñu def sur les foyers religieux au Sénégal maanaam région naturelle bu nekk Sénégal boo ne Saloum ñu wax la par exemple boo demee waa kër Taïba Niangène boo demee Saloum waa kër Touré yi ñu nga fa boo demee Saloum am na famille Dramé bu ñu fa sant Dramé ñoo xam ne dañuy jàngale nga dem ci suuf au sud vers la Casamance itam noonu la nga dem Saint-Louis mu ne la daara kër sëñ Mouhsin Diop nga dem beneen mënuñoo lim yëpp mais c'est juste pour montrer liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def mu am solo lool mu nekk loo xam ne vraiment war nañ ko tamit di partager wasaare ko ba nit ñi xam parce que boo bëggee di wax ci dara il faut nga gëstu si il faut nga xam li ngay wax fan nga koy tibbee ak fan lay dem xam naa ne rek mais dinañ ko wone waaw loolu laa bëggoon dama bëggoon suggérer bu la ci dara naqadi ci biir loolu téere yooyu amaana RTS dana ko wone ba comme littérature religieuse la ma bëggoon suggérer rek waaw ñu dem fa bu ko defee ñu mën a indi téere yi inchallah en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax madame Guèye Maymouna Sy ci gëstu gi nga indi donc gis ngeen li mu ñu ndil ci grande mosquée de Dakar waaye tamit ci institut islamique nekk fële ca wetu RTS na ma ko waxee rek sàkku fa xam-xam ak di fa julli góor ak jigéen dafay am solo da ngeen gis ne saa su ne di fàttaliku ay imam yu mel na Maodo Sylla donc ñëpp daan xaar li nga xamante moom mooy xutbaam di nuyu nag imam bi nga xamante ne bi actuellement moom itamit mi ngi foofu ak équipe am di def liggéey bu rafet kon nag nañu ko waxee institut islamique ku ko wax téere ñu ànd ak suñu xarit madame Cissé Kodou Mohamed dem ci littérature xool tey lan la ñuy indil mbokk yi dellu si waat لكل مسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك livre bi essai la boo xam ne méthodologie bi ma jël defuma ko ay pàcc dama essai la rek boo xam ne dama ko bind mu nekk essai thématique waaw essai thématique la boo xam ne benn pàcc rek laa ko def mu am ay thème bu ne di développé benn pensée. Ya Rasul salaam alayka ya Habib salaam. ouvrage bu ne ak ki koy lire ak ni mu koy gisee ni mu koy lire impact bi ma yaakaar ne ouvrage bi mun na ko am mooy ne d'abord sama mbokk yi xam seen bopp parce que maa ngi ciy wax Jama Alwali ñu xamul woon Jama Alwali danañ découvrir Jama Alwali parce que suñu mbokk ndébéer yu bari yu bokk Jama Alwali dañuy dégg Jama Alwali rek loolu tam defe naa ne am na njëriñ pour suñu mbokk yi beneen bi pour jullit ñi danañu mun a ràññee terrorisme lu ko indi ba ñu mun xale yi mun a moytu terrorisme waaw ñu mun a góorgóorlu parents yi góorgóorlu moytu leen seen doom yi terrorisme. ñetteel bi mooy njàng dafa am solo waaw njàng dafa am solo
wax naa ko ci TV nee naa na xale yi jàng bon dund ci sa jamono tam kenn mënu ko tere xale waaye naka ngay nekke da nga maam jullit tamit tey nag nekk moderne parce que addina bi nit tëju warul tëju da nga war a sol yiw nga war a am waruwaayu yiw nga war a dëkk fu yiw loolu yëpp nga amee ko nu yiw ba pare nag nga war a feesal jàkk yi nga war a di wérd nga war a di tudd yàlla nga war a di moytu bàkkaar yi nga war a di moytu lépp lu bon loolu ku jàng téere bi defe naa loolu dana la jëriñ aussi da nga war a xam ne mag ñi ndake du barkeelu ci ñoom rek moo am solo barkeelu am na solo mais xam dëggantaan seen mbind boo ko jàngee réflexion bi ma def ci Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Tijani analyse bi ma def ci seeni œuvre bu ko xale yi jàngee xoolaat ko bu baax dañu xam ne ñii kat ndake ay kàngamu xam-xam lañu ndake mun nañu am beneen façon gisin biñ leen gisee du rek jël seeni mbir di ko woy noonu rek te doo ci xalaat loolu tam invité naa ci dégg nga maam xale yi bind moom d'abord goût la quoi da nga koy yëg évidemment da ngay maîtriser langue bi ngay binde mun a ko bind après nag am lu lay pousse pour ngay bind muy jóge ci biir kooku yow rek yaa ko yëg ngay pousse ne yëg nga ne war nga bind lii frappé na la war nga ci bind wala lii intéressé na la war nga ci bind léegi nag bind rek doo jël rek nga indi du néant da ngay gëstu waaw dañuy kontaan bu baax a baax madame Cissé Kodou Mohamed moo ngi koy wax nee na laata ngay bind nag gëstu da ci am solo te dafa mel ni foog nga revenir aat ci li nga xamante ne moom mooy titre vraiment téere bi parce que defe naa ne titre bi am na lu bëri lu nga xamante ne bi ëmb na ko te démarche bi nga xamante ne bi moo ngi koy am ci biir téere bi yaakaar naa ne nekk na ay mbir yu nga xamante ne bi saa su ne war na ñoo dem parce que alxuraan moo ko wax jàng leen dëgg la alxuraan yàlla sunu bopp si boppam moom moo ne balaa ngeen may gëm jéem leen ma xam ba pare doog may gëm may remercier nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu defar reportage bi Khadija ak Abdourahmane imam bi nga xamante ne si macha allah livre bi mu ngi ko tuddee l'islam face aux préoccupations des musulmans waaye man dama si war a dolli ne si par rapport aux problèmes yi ñuy dund actuellement parce que bu ci nekk daf ciy jéem a apporter réponse jéem a analyse bu pertinente avec une langue dans une langue boo xam ne jeunes yi comprendre nañ ko parce que yaa xam le plus souvent arabe bi dafay nekk un peu blocage pour sama genre gi wala xëy na genre yi waa sunu genre yi nga xam ne jànguñu loolu dafa nekk blocage boo xam ne avec initiative yu mel nii bind livre bu mel nii ak son contenu bi nga xam ne actuellement xale yi dañ ko ak jeunes yi ñëpp mag ñi dañ ko war a def livre de chevet def ko en français une langue boo xam ne ñun comprendre nañ ko dans un français également très simple un style très simple essai la neex na comprendre et le livre si tu vois il est pas trop volumineux donc du coup di nga ko mën a naan comme ni ko xale yi ni ñuy waxee rapidement donc lii dafa nekk loo xam ne may comme ni nga ko waxee li nga cité dinañ ci ñëw boo gisee ñu def rubrique bi yaa xam c'est juste pour montrer que ni instant bi weeru koor bi dàqu koor je pense que bii nekk na une excellente manière de dàqu koor yor livre yu mel nii gëstu ci lire xamle daf ci am solo donc auteurs yu mel nii bëri nañ Sénégal waaye xëy na dañ leen dul xam wala duñu xam livre yu mel nii fan lañ ko mën a amee donc c'est très simple sunu imam bi nga xamante ni moom tamit li mu def nii man dama siy ñaax yeneen i moroomu imaamam waaw franchement bi ma xamee ne moom imam la daf ma gën a neex parce que imam yi ñoom tamit dañoo am xam-xam boo xam ne baax na ñu koy séddoo ak ñun et puis dañuy recevoir ñu bëri waaw dinañ xam exactement préoccupation justement exactement des musulmans te dañu am pédagogie
dañu am pédagogie donc war a mën a jokkoo ak xale yi war a mën a jokkoo ak les moins jeunes ñi nga xam ne bëgg nañoo xam te xamuñu wala bëgg nañu xam te xamuñu fan la ñuy jaar pour xam ko donc ce genre d'ouvrage dafa nekk des ouvrages yoo xamante ne si foog ñu koy jéem a uti di ci gëstu en tout cas Kodou dañuy kontaan parce que nag comme niñ ko xamee émission Ramadan dafay ñëw à chaque fois di orienter un peu les populations donc livre yi nga xamante ne dafay wax ci wàllu l'islam bëri na fii am na ci ay librairie yu nga xamante ne bi mën nañ ko foofu fekk kon ni nga ko waxee xale yi mën nañ ko consommer mag ñi mën nañ ko consommer en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax c'est toujours un plaisir saa su ne yow itamit la nga ñuy indi dama la koy jox suukaru koor waaw man boobu dina ma neex parce que suukaru koor boo xamante ne bi xam-xam la dafay des moo gën suukaru koor matériel jeex na en tout cas kon moom laa lay jox suukaru koor jërëjëf sant naa la bu baax a baax madame Cissé di la retrouver inchallah la semaine prochaine ci yeneen i waxtaan ci société waaye tamit ci mbirum littérature religieuse moo am solo madame Cissé kan ngay remercier alors damay remercier Hijab Store Oumy Ndour donc ak Ouli Diaw madame Diaw donc ñi ngi ci Facebook Hijab Store boo leen fa demee rek di ngeen fa fekk tenue yiw très joli te rafet merci beaucoup voilà merci à la semaine prochaine inchallah madame Cissé Kodou Mohamed waaye nag may gërëm bu baax a baax suñu xarit Karine Joannel Karine suñu la gisee bëñ la ñuy njëkk a gis loolu tamit l'islam sopp na ko sopp soccu sax ci li nga xamante ne bi moom mooy weeru Ramadan bi pour bëñ yi gën a weex parce que nag lépp dañ koy roy ci sallallahu alayhi wa sallam ku soppoon loolu la tamit ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di la jox rendez-vous inchallah semaine prochaine ci beneen waxtaan ak yeneen i docteur ci ay mbir yu nga xamante ne bi laal na li nga xam ne moom mooy Ramadan Karine maa ngi lay gërëm di la sant Karine kan ngay remercier tey nag maa ngi remercier ki nga xamante ni moo ma fas yéene jàppale ci sama wujjanteeg yow muy Mariama Magasuba fi nga kii baaxul Karine non c'est pas bon je suis désolée Mariama Magasuba moo fi jaar nee na nag def il faut mu jàppale ma tuuti comme ça ma xaw a ñëw ak yow waaw c'est que li nga xamul mooy dañuy wujjee man ak yow mais c'est très pacifique en tout cas exactement son numéro de téléphone 634 44 11 numéro de téléphone Mariama Magasuba 77 634 44 11 non Karine moo yaa xam dafa am style am bu koy waxee yow tam da ngay def sa style sinon da lay mën de Karine merci à c'est très joli en tout cas bi waaw moom nii rek machallah moom nii rek merci à toi aussi ma rivale c'est pour moi Mariama merci beaucoup Karine on te retrouve la semaine prochaine d'accord mbokk yi ñoo ngi gërëm di sant bu baax a baax suñu xarit madame Guèye Maymouna Sy you look beautiful too j'aime bien li nga sol aussi jàppale rek ñi nga xamante ne mooy laayeen yi parce que dañuy faral di sol lu weex mu nekk daal couleur de la paix et voilà ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax madame Guèye gëstu yi am na solo waaw merci beaucoup Yaxam ma lay sant di la gërëm bu baax a baax blanc couleur de la paix couleur de la pureté comme ni nga ko waxee man tamit may sant di gërëm bu baax ki nga xamante ne moom ñawal muy Modou John mu ngi nekk Cité Port numéro téléphone am di 77 572 06 91 77 572 06 91 ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax. merci beaucoup kon nag may on te retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir mbokk yi ma delloo kàddu gi tonton Lamine ñu ñëw ci zikkër yi ba noppi nag recevoir deuxième équipe bi tonton Lamine. waaw kon nag duñ ko yàggal Mbaye lay bismillah. lay la la lay lay la laaw lay la la lay la la lay la laaw lay lay la la lay lay la la lay lay la laaw lay lay la la bay la ya baax lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la la bay la ya baax lay lay la la abdu ne yàlla di buur lu ko neex mu def lay lay la la yàlla nu moom lu ko neex mu def lay lay la la wax leen yàlla dogal bay lay di yonen lay lay la la lay yàlla dogal ba nu gëm yonen lay lay la la lay kuréel bu yubi faw xangeen lay lay la la lay kudul yonen te ñeena leen lay lay la la lu lay lu jiitu tey ji la yàlla noon lay lay la la waay waay di ngeen si jot si Muhammadu lay lay ya rabbana mooy sol yonen yabal yonen waxloo yonen wuyu leen yonen lay lay la la yabal yonen waxloo yonen wuyu leen yonen lay lay la la
waaw kon nag tonton Lamine dañuy kontaan vraiment ci sunu xaritu laayeen yi mbokk yi di fàttali seen émission Ramadan tey nag laayeen yi ñoo aye ma ciy nuyu bu baax a baax sama xarit bu nekk fële ca Yoff ñu koy tuddee Kani Guèye ak njabootam yëpp tonton Lamine vraiment sànq vraiment am nañu ay njàngat yu am solo ci laayeen yi parce que xam naa ne aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger ñu ci bëri am na ay mbóot yu nga xamante ne bi xamuñu ko woon émission Ramadan ak suñu xaritu laayeen yi tey defe naa leeral nañ lu bëri. loolu sax ñoom daf leen may ñu dugg biir Europe visiter ko yóbbu fa lii dem nañ Italie France Suède Allemagne Espagne Luxembourg ba ci Angleterre. très bien foofu yëpp visiter nañ ko te lii yaa xam dafa am solo. xam nga njàngat wi ñu ci am fii. waa bitim réew bu ñu leen gisee ñoom njàngat woo day ëpp solo ëppati doole. dëgg la nga xam ni lu ne mën na koo indi junj nag doy na borom xel parce que loolu aussi tamit ñoom ñi ngi ko jëlee ci seen i mag ci ñi nga xam ne ni seen waajur lañu ñu donnee ko ci ñoom. très bien waaw en tout cas ñi ngi sant di gërëm dinañu dellu si waat ak ñoom dans quelques instants waaye nag damay bëgg nag su waxtu wi jotee di recevoir beneen équipe bi parce que ñoom itamit dafa am ñeneen ñu ñuy dugg see may kontaan nag ci sama xarit Aïcha Touré Aïcha saa su ne damay kontaan vraiment di feggoo ak yow parce que nag maa ngi koy wax koor yàlla daf ko santaane mu nekk lu nga xamante ne dañoo war a kontaan dañoo war a bëgg war a ree humeur bi tamit Aïcha da cee am solo trop waaye yaa xam maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay heureusement que yàlla moo santane koor parce que su dee kon nekk neneen keneen duñu woor de. waaw dëgg la parce que c'est xam pas nga mi ngi gis simple de. ah c'est pas simple. mais jafewul aussi. pardon. non jafewul. xam nga yaa xam. waa xam nga lu tax ma ne la jafewul. parce que tey maa ngi nuyu ña nga xamante ne bi ñoo ngi ñuy seetaan depuis le Fouta par exemple. oui où il doit faire plus de 45 degrés. alors la chance qu'on a nous ñi ngi Dakar ñi ngi am péex kon nag defe naa ne santati yàlla daf ñoo war ñun waa Dakar. ay yaa xam. affaire bi du climat de. ah lan la du climat. du c'est ça c'est notre capacité à supporter la faim. mais non. si xoolal sama yére bi sax mu ngi wadd. waaw c'est vrai que xaw na wadd. way tu vois côté droit. waaw te koor gi li ci des xaw naa bëri Aïcha maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax waaye nag mbokk yi saa su ne dañuy kontaan di feggoo avec la grande Saint-Louisienne muy Khady Didi parce que nag Khady moom macha allah bon plan yu am solo la ñu Khady di indil Khady nga wàll si rek ñi nga xamante ne mooy laayeen yi yow tamit nga ñëw ak sa blanc ñuy kontaan saa su ne di la recevoir Khady Didi dalal ak jàmm ci plateau Ramadan. merci yaa xam maa ngi lay nuyu di kontaan rek di bokk ak yow plateau bi di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp ñoom tonton Lamine ak suñu mbokk laayeen yi c'est vrai que tey il faut ma jàppale leen parce que xam nga blanc moom déjà dafa rafet exactement waaw moo tax waa xanaa rek ñu dem ba ci kanam après nga xool li ma la indil bon plan di nga war a kontaan inchallah comme d'habitude Khady gërëm nañ la sant la waaye nag dañuy gërëm di sant aussi la belle maman Dieye parce que maman moom daal doy na waar xam naa ne ñi koy simmi moom faaw ñu jàpp ci après koor gi parce que maman saa su ne mbirum gastro la ñu indil tey nag li nga ñu indil dama koy ëmb yëpp jox ko ñi nga xamante ne bi ñoo sant Sarr maa ngi lay nuyu maman di la dalal jàmm c'est toujours un plaisir de te recevoir. waaw yaa xam maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay sax laay wax. di nuyu ñi ma bokkal plateau bi. di nuyu tonton Lamine di ko jox wàccuwaayam. ak suñu mbokk laayeen yi ñu dalal. am mbégte ak bànneex rek teewaat fi xam nga comme ni nga ko war a xëy wàllu gastro mënul ñàkk ci weeru koor. comme toute la journée du ñu lekk. donc bu ngoon gi jotee faw ñu xool lekk yu sain yu ñu mën a lekk yoo xamante ne nii du indi benn inconvénient ci suñu biir. loolu rek moo tax ma koy waxtaanee ak téléspectateurs yi. waaw tey nag li ñu nar a waxtaanee mooy daal loo xamante ne bi daal sénégalais yi ak ñu ko mën a defar. wallaay ndeysaan beñe rek. waaw beñe moom mën nañ ko defar lool sax. alors ñoo ngi lay remercier. di la retrouver dans quelques instants. dañu def rek lu dul mbokk yi daal di ànd ak suñu xarit Aïcha Touré dem xool tey lan la ñu indil ci émission Ramadan bi nga xamante ne bi tey dañ koo jagleel laayeen yi di ci nuyu encore une fois waa Jàmmalaay di ci nuyu waa Yoff fépp fu laayeen nekk rek RTS 2 mu ngi lay nuyu di la ñaanal kooru jàmm ak salaam. nga ni. dama bàyyi mu ne ma lu tax wóoroo ma ne ko dañ ma cee yarut te xaw ma xiif. ah mais bul ko topp sa bakkan rek da ngay jéem. waay du ma jéem lu ma mën waay di dee waay man jéem naa woor sax man ta def koor dañ la ci yar formation la. waaw. mais boo jéemee di nga mën. bariwul de man du ma nitul woor kat. déedéet du ma bokkuma ci koor de.
man sëti yu ko misaan musuma woor bokkuma ci koor. asalaamaaleykum sama waa groupe maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay dama leen di ñaan rek ngeen génn ma ci biir groupe gi ngeen génn ma ci groupe gi parce que mënuma woor bëgg ko boole ak pello mënuma woor bëgg ko boole gi kenn xamul lii ma yàlla sas rek day dama sëkk ak barke dama leen di ñaan ngeen génn ma ci groupe gi bu su koor gi paasee ngeen daan may dugalaat parce que jamono ji ma toll ni wax dëgg na yàlla mënuma nekk fii di jéem a pello dégg nga waaw parce que vocal yaa may déranger vocal yi ñoo may sonal trop léegi dama leen di ñaan bu fekkente ne mën ngeen ma génne bu koor gi jeexee après ngeen daan may dugalaat. koor gi saf na. Aïcha lii yëpp fan nga koy jëlee mais comme je t'ai dit tout à l'heure mais koor lan moo fi indi lii yëpp. xam nga li ma da nga foog ni li ma wax dama ko dund yaa xam affaire bi dafa doy waar. dafa non xam nga woo da yàlla moo ko santaane. moi j'ai pas dit le contraire. mais moo ko santaane. est-ce que j'ai dit. ni nga ko waxee du noonu. ah d'accord ok yàlla moo ko santaane. waaw defaraatal sa yére bi parce que dafa mel ne koor gi mi ngi lay. wax naa la ko nga mooma. xoolal épingle bi mu ngi nii. ah kii xam na ñi wax. c'est vrai que ñun ñëpp ñu ngi commencé res. c'est vrai. ah man sama res nag c'est plus visible. voilà léegi pour te dire que koor gi. c'est vrai que il faut ñu yar suñu doom yi ci miin koor parce que c'est pas évident doo nekk mag commencé di woor dafa metti. xam nga lu wolof wax. nee na loo nekkul taalibeem doo doon sëriñam. wolof nee na. loo nekkul taalibeem. waaw doo doon sëriñam. ah d'accord on n'est pas à demander quoi. waaw maanaam lu ne. waaw dañu koy def ci xale. waaw mu màggee ko. mais tëb rek bëgg nga nekk mag am jikko yuñ ci def. non loolu mënu nekk. exactement mooy loo nekkul taalibeem doo nekk sëriñam. c'est ça noonu nag laa indi woon tey ci humour. waaw très bien Aïcha xam naa li may wax xam aussi dara tonton la bi defe naa ne am na humour mais am na njàngat aussi na ma ko waxee loo nekkul taalibeem doo doon sëriñam donc aussi njaboot gi day baax aussi ñu leen di tàmmal li nga xam ne moom mooy koor te sax bu dul woor defe naa ne diine dañu koy tàmm pratiquer ba ñu nekkee xale mën a màgg ak moom. waaw yaa xam man benn baat rek laa lay tontu ci loolu. dañ ni bopp su naree am barke nopp yuy dégg ci sax. dëgg la. loolu lu muy funde lu muy mooy waaji rek buggul dégg dara. gaynde gu tëx la. boo ko waxee moom koor ci boppam la xamul dara. boo koy wax koor wala nga ko ci yedd di ko yar bugguloo. man nit ñu mel nii. yàlla ma yàlla baal. waaye daal jël leen dugal leen fu kenn nekkut. moo gën ci ñoom. waaw Aïcha mu mel ni nag vraiment nekk na humour mais nekk na tamit ay njàngat. il faut que aussi boo nekkee ci religion bu mu mën a doon. tout à fait nga tàggat ci sa njaboot. te tàggat si weesuwul parce que xale yi c'est vrai que mënuñ leen woorloo un mois par exemple les tout petits mais je pense que on peut essayer def nànk ba nga xamante ne bi miin nañ ko parce que bokk na ci li nga xamante ne bi l'islam daf ko santaane. exactement comme nga xale da nga koy jàng déjà naafila jàng ko jàng sa religion et chaque année en fait nga jàngal ko lan mooy koor. et après su amee yeneen âge yi ce sera beaucoup plus facile pour lui parce que nekk mag ba pare di xamoo koor xamoo woor. metti na trop. waaw metti na mais nag dañ ko santaane en tout cas après koor gi xam naa vitamines yu baax yoo xam ne incha allah dinaa. yaa xam ça veut dire quoi. da nga jeex en fait. yére bi mu ngi wadd. waaw man tam jeex naa tuuti on dirait. merci beaucoup ah. socc bi koy dimbali ci koor yi. socc bi waaw est-ce que du socc bi moo ko sonal aussi. Aïcha en tout cas ñu ngi lay remercier. merci beaucoup yaa xam ñu doon nag xuus ànd ak suñu xarit Khady Didi damay def rek lu dul dem xool lan nga ñu indil parce que yow saa su ne fa ngay dugg ci Sénégal moo doy waar parce que léegi waxatuma Dakar weesu nga Dakar fa ngay dugg ci Sénégal moo doy waar ci bon plan mbokk yi ñu dem xool Khady Didi dellu si waat. لكل مسلم maaleykum salaam Djibi. na nga def. maa ngi fi ça va. ça va alhamdulilah. ñu suñu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp. ak di leen baalu ak. di leen baal ak. di ñaan yàlla rek lépp lu ñu jaamu ci weeru koor bi yàlla nangul ñu ko ci jaam. li la wax nag Touba Darou Wahab li fi am mooy. depuis suñu catu karaw ba suñu wewu tànk
yëpp ngi ci biir. dañoo am ay bagages yu bees yii nag moom yii ay perruque la fi mu nekk nii perruque yu rafet la ñu génne perruque yu gis nga ko macha allah. semi ondulé la am nañu mireille am nañu tamit tout derrière. greffage yi nag brésilien la ak ay yaki 10 la commencé ba longueur boobu. am nañu ay black opal a ngi fi ay iman a ngi fi ay Charles of the Rise mi ngi fi ay nit powder ñi ngi fi ak fond de teint yu mat yi ay rouge à lèvres mat la am nañ couleur yëpp nga lekk nga naan te rawul du daj. bii body and bath la boo ko jëlee nii mën nga ko ubbi sa xool fóon xet bi boo ko jëlee noonu boo sangoo ba pare nga tuur ko noonu sa yaram. ñi nga xamee ni pour borom salon yi la ñi nga xamee ni dañuy defar ay pédicure manucure di def ay rajo affaire yooyu kii bi en même temps dissolvant la en même temps day traité we bi. waaw fii moom xam nga ni boo ko xoolee rek da lay jox karaw. xam nga yii pour individuel yi la lii mën nga ko jënd yóbbu ko sa kër. boo ko yóbboo sa kër yi à base de kératine la marque perfecte la te marque perfecte dafa defaral pour ñi ci biir kër yi defaral borom salon yi. bu mag bi à base d'olive la am na à base multifruit am na à base de meew am na à base d'ail am na aloe vera am na argan te dafa baax. gaamu collagène bàyyi nii ñu indi ci shampoing indi ci masque indi ci démêlant wa pour ñuy def traitement. loolu lañ ko yóbbu. lii ay kii la au oxydant la ay 30% pour ñuy def teinture. yow mi nga xamee ne nekk nga sa kër te bëgg a defal sa bopp dañ lay indil format bu ndaw bi pour nga gis ko. ni mu amee noonu collagène noonu la amee kératine. leave-in conditioner bi moom moo nekk nii 3 en 1 la. d'accord raide frisé ñu sa karaw mel ni boo ko ci defee daf koy conditionner. shampoing démêlant bi moom moo nekk nii di nga am 5 articles am na argan am na blé am na kératine am na collagène am na ail. super gis nga kii yii nii pédiscribe lañ koy wax day gommer tànk yi ba mu set non seulement boo ko gomee ba mu set boo ci defee ndox na eau tiède ba raxas ni sa tànk yi day soulagé wu boo paree nag nga daal di jël masque perfect bi bii nga koy raxasee parce que moom tamit gaam la mi ngi nii moom lañ koy raxasee spécialement. combo keex la tudd 4 en 1 bi gant la ci biir masque la pour le visage ak savon noir ñu nii ak savon noir ak crème bi ñu koy diwee gommage kanam ak yaram la. savon noir bi moom la ñëpp di wër waa lii savon 1 kilo la. waa marque perfecte ñoom dañ ko traité nii ànd ak gant moom tamit ngay sangoo. nii à base d'huile d'argan lañ ko defaree. bii teint clair yi bii caviar bi teint marron yi. après olive bi pour teint noir yi. gel rasage dafa ñëw faciliter góor ñi. ñoom bu ñu waree def seen bien-être ñoom tamit. waaw ñu nii parce que ni mu amee bleu bi nii bleu bi. noonu la amee aloe vera bi noonu la amee neutre bi. ñi nga xamee tout le temps dañuy raser wu ci salon yi. bu demee dinañ fekk yi. pour suñu doom yi xam nga tàngaay baa ngi ñëw pour talk yi góor ak jigéen yëpp pour xale yi yii tamit dafa baax baby oil bi pour xale bi bu amee ay rougeur affaire yooyu boo koy couche lii ku ko gis xam ni huile de massage la. am na thé am na citron am na neutre. bii eau de cologne la. perfect men la tudd eau de cologne. def mën na la servir eau de cologne comme mën na la servir after shave après rasage. yi nag moo nekk nii am na góor am na jigéen góor yi moom lañ bidd tuddee meen yi am na black am na blue black bi moom moo nekk nii d'accord dañ ko indi yàggul clean à base de concombre la gis nga liñ la ci bindal make up clean gel lii pour nettoyer kanam la. lotion yi tamit pour ñi nga xamee ni dañoo am acné gis nga traitement acné yi lañ def. bii mooy ñi nga xamee ni gis nga oil skin lañ def. pour ñi nga xamee ni dañoo am sébum. am nañ ay bain de bouche. lait éclaircissant moom mooy max toner bi. d'accord. lait éclaircissant la moom tamit gaam la. gaam la naa la eau de parfum yi. wan la spray yi. yi lait de corps bi la. nii mooy ñi nga xamee ne ñoom tamit diw ñu teint naturel lañ yor dana bëgg diw noonu rek. d'accord papaay bi baax na si yaram dina naayil sa yaram dina ko nooy. am nañ ay antibactéries à base d'aloe vera am nañu nature
wax dëgg yàlla Touba Darou Wahab moom macha allah lépp a ngi fi li ma la fi won yëpp nag boo ko bëggee am da ngay doxantu rek ba rue Félix Faure 37 rue Félix Faure 77 646 12 88 78 383 67 67 te yemul Touba Darou Wahab yemul Félix Faure rek Félix Faure ci kaw tamit en face Fleur de Lys am nañ fa suñ beneen boutique te dafay def électronique en même temps jàll nañu ba dem ba ci Castor ñi nekk en face Notre-Dame du Liban boo ci dem rek li nga fekk fii di nga ko fekk foofu d'accord dinañ la satisfaire d'accord رمضان مبارك لكل مسلم waaw dañuy kontaan nag Khady Didi tey daal fu bakkane foo xamante ne bi yaakaar naa ne jigéen di góor war nga faa mën a di doxantu Khady nga ñëwaat ci dëgg la yaa xam man dama demoon rue Félix Faure foofu ñu naan butigu Touba Darou Wahab waaw foofu nag ku fa yegg rek sa aajo dina faju muy góor muy jigéen muy xale mag ndaw ku fa dem rek di nga fa gis sa bopp parce que produit boo xalaat rek ñi ngi koy jaay te produit yi ñu fay jaay genn wàll gi yëpp États-Unis lay jóge donc ay produits yu baax lay jaay ba pare te yomb na lool surtout ma nag borom salon yi war nañ fa mën a dem parce que lu ñu am pour individuel am nañ ko pour tamit ñi nga xam ne salon lañ yor pour defar nañ ci ay pot yu mag lu ko daree si sa catu karaw daal ba si sa catu tànk boo fa demee di nga fa gis sa bopp et surtout nag Khady ñi nga xamante ne bii macha allah dañuy maquillage rek ku fa dem daal y a le choix daal y a le choix am na daal un large choix mu ngi fa boo fa demee daal doo ko rëccu boo fay génn sa pañe dina fees te sa poos du bënn dëgg la kon nag mbokk yi faral leen di dem Touba Darou Wahab Khady ñu joxe waat parce que ñu ngi ci Félix Faure waaye joxe waat li nga xamante ne bi mooy seen numéro de téléphone boo ko defee ngeen fay mën a dem parce que nag nekk na boutique bu nga xamante ne bi ku ne da nga fay mën a gis sa bopp d'accord yaa xam ñoom sax yemuñu Félix Faure mais Félix Faure am nañ fa ñaari boutique mais dem nañ léegi ba ñu ngi Castor gën a jege population bi te boutique boo si dem rek li nekk fële moom ngay fekk ci beneen boutique ba mën nga leen jot si 33 842 30 50 wala 77 646 12 88 wala 78 383 67 67 ba pare dañuy def livraison loolu tamit c'était important nga souligner ko parce que nag xool ay produits daal di ne bëgg naa bii ak bii ak bii na ma produit yi fekk si ñu livrer la ko dafay am solo yaa xam lan laa la fàtte woon wax yamatuñu sax si cosmétique léegi dañuy def électroménager waaw boo demee tamit électroménager ba mu ngi fa am nañ lépp loo soxla rek ci sa kër soo demee di nga ko fa fekk alors rapidement ñu ñëwaat ci seen numéro téléphone parce que nag Touba Darou Wahab mbokk yi jar naa dem seeti Khady wax na ko Félix Faure waaye tamit am na fële ca Castor waaw mën nga leen jot si 33 842 30 50 wala 77 646 12 88 wala 78 383 67 67 ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax Khady Didi di fàttali nag ne képp ku bëgg a fësal la ngay jaay ca la nga ne da ngay jokkoo ak service commercial RTS 849 13 25 wala nga ñëw RTS 2 rek daal di ne man daal Khady Didi lay seet la grande Saint-Louisienne boo ko waxee xam nañ kan la bu ko defee moom dana la gindi ñëw fa nga ne filmel la ko ba mu rafet ñu teg ko soit ci Ramadan wala nag ci émission tam-tam parce que boobu tamit yaa ngi fay def ay bon plan yu am solo Khady ñu ngi lay gërëm di la sant. merci yaa xam merci beaucoup. waaw dañuy kontaan nag saa su ne di feggoo ak suñu xarit la belle maman Dieye parce que nag maman ci gastro saa su ne la nga ñuy indil dafay am solo sànq maa ngi koy wax ma ne beñe Sénégal façon bu ne lañ koy defaree maman du ma def rek lu dul ñu dem xooli sa élément bi bu ko defee dellu si waat nga rejoindre fi nga xamante ne bi saa su ne foofu laa lay yebal kon nag ñu dem xooli élément bi dellu si waat. رمضان مبارك لكل مسلم. salaamaaleykum xarit yi ñuy seetaan man la Mame Diarra Diouf di leen ziar yéen ñëpp ci weeru koor gu màgg gi tey nag dañoo ñëwoon tey ji di leen présenter beignet coco ak beignet boo xamante ni à l'orange lañ koy defee léegi nag ñu fas yéenee commencé ak yéen ci beignet coco. nañ soxla farine meew beurre levure chimique benn nen ak ndox bi ñuy mélanger ak beurre bu tàng bi bu ñu defee sunu liibaru farine ba pare dañuy def un sachet levure chimique ñu
ñu def meew fekk na beurre bi ñu seeyal ko ba pare def ci ndox pour tàngal ko tuuti léegi nag après dañuy def benn nen dañuy sotti beurre bi ànd ak ndox bi nag bu fekkee ñi nga xam ne dañ koy utiliser mën nañ ko natt ci comme genre walaatu ndox rek baax na. يا شهرة رحمة أرحب بك يا شهرة. léegi dañ koy mettre dans un sachet pour bëgg mu gën a nooy. léegi jël nañu pâte bi dagg ko def ko ay boule waaw léegi buñ ko defee ay boule ba pare dañ koy xaw a taayu tuuti léegi nag dañ leen di wan nuñ koy dëree. léegi buñ ko dëlee ba mu tàlli après ñu def ko comme genre cigarette. Welcome you, oh holy man of Ramadan. I welcome you, oh holy man of blessings. And you are seek nearness to my creator. ba tey ñu àndaat ak yéen pour wan leen beñe coco bi ni ñuy defaree coco bi léegi en premier temps dañuy sotti suñu sucre def nañu tuuti ndox tuuti essence vanille tuuti muscade sucre bi ñu doon togg la ñuy def nii ci beñe bi fu ko rappel la ñuy utiliser waaw ba tey ñu ñëwaat ak yéen di leen présenter waat beignet à l'orange léegi dañuy soxla farine ak coco râpé ak meew ak sunquick ak beurre ak sucre ak levure ak sel ak raisin ak nen. bu ñu defee farine 500 grammes après ñu def un sachet levure chimique def ci 3 cuillères pour meew bi. ñu ajouté ci coco râpé bi. léegi nag ñu ñëw ci beneen mélange pour ñu mélanger li il nous faut ñu def 3 œufs après 3 œufs yi après ñu bàcc ko ba nga xamante ni leer nañu ni lii tasaaroo na après ñu def ci sunquick après mélanger ba tey sucre moom jël baal li baax rek baax na ndax ku ne xam na ni sunquick dafa sunquick mandarine bi dafa bari sucre moo tax ba tey ñu ajouté ci raisin bi après nag ñu jublu ci sunu mélange après nag ñu mujjee beurre bi of blessings and you are seek nearness. ñu mélanger farine bi ak meew bi ak levure bi ak coco râpé bi has been purified. Après nag lii ñu def ko ci digg bi ba tey ñu ngi mélanger pour bëgg mu wow ba nga xamante ne bu ñu koy dër duñu sonal. bii moom du am ndox bii moom beurre rek lay am mais du am ndox. buñ koy dër bañ mu takk dañuy il faut ñu utiliser beneen farine pour di ko sottiwaale.
Ramadan, the month of love. رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims of the Quran descends in this holy month أرحب بك dogu jàmm ak salaam. رمضان مبارك لكل مسلم. waa kon nag maman ma bàyyi la nga dem fa ma la yebal rek. xam nga weeru koor dañ ci taamu lool ay beñe beñe dugub dañ ko bëgg dëgg la baax na ci xëdd comme baax na ci ndogg bi aussi beñe farine yooyu yëpp dañ koy utiliser lu baree bari mais tey dañ fi dalal koo xam ne doomu réew mi la moom daf ko def liggéeyam parce que même bu dul lekk gi sax nga xam ne nit ñi dañ koy consommer bëgg ko lool mais aussi dafay créer ay emploi nit ñu bëri dañ ciy am liggéey mu bokk ci Mame Diarra mi ma dalal tey Mame Diarra maa ngi lay nuyu baa yaa ngi ci jàmm sant Serigne Touba bu wér-wér. yàlla na sant yàgg Mame Diarra beñe yi nga ñu indil tey beñe la nag lan la waaw mama maa ngi sant bu wér-wér nag ci dalal gi nga ma dalal fii waaw tey dañ leen a présenté 3 façons beñe lu demee ni beñe simple beñe coco ak beñe boo xamante ni à l'orange lay doon. d'accord beñe yi lan moo tax nga koy defar ci weeru koor yi waaw daanaka nag beñe bi du weeru koor rek lañ koy defar mais weeru koor dafa am benn particularité boo xamante ni dayo bi yéeme na ndax lu demee ni weeru koor dañuy soxla lu sucré moo tax nit ñi daanaka dañuy taamu di lekk beñe ay heure ndogu ak lu demee ni heure xëdd genre lu mel noonu. waaw mais yow mi koy jaay ma yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax ndax sénégalais ñu ngi koy consommer bu baax a baax. waaw ñu ngi ciy sant yàlla nag bu wér a wér a wér ndax tamit sénégalais yi gis nañ ni lu ñu bëgg lay doon parce que c'est pas évident nga ni da ngay jaay kilogramme beñe 2000 wala 3000 francs te nit ñi ñu ngi koy utiliser boole kooku di fay seen livreur. kon nga xam ne sénégalais yi am na lu mu leen jaral parce que beñe bi ñoom benn dañ ciy def ay constat yu baree bari lu demee ni beñe simple bi li ñu lay njëkk a wax mooy sans huile kon donc diwlin bi bariwul waaw lu demee ni beñe coco bi dinañ def le tout ba nga xamante ni diwlin bi du bari en même temps sucre bi dinañ ko yemale pour ku nekk gis sa bopp lu demee ni beñe à l'orange bi tamit naka noonu. waaw gis nga yaa xam mooy li nga wax rek tout à l'heure xam nga beñe yi dafa baax parce que li tax mu baax mooy xam nga bu yàgg ba nit ñi dañ daan defar beñe yoo xam ne da daan naan diwliñ bu bari soo ko lekkee daf lay xër ñeñ comme ni ñu koy waxee ci olof mais da ngay gis beñe bii nii dañuy natt diwliñ bi ba nga xam ne diwliñ bi du ci bari torop comme ni ngay lekkee mburu te du am benn inconvénient bu mu lay amal après noonu la beñe yi di def aussi tamit da ngay am choix ndax dafay am variété yu bari yoo xamante ni nii yow yaay xool bi la ci neex te ci kaw beñe yooyu yëpp am na li nga xamante moo di dugub te ku ne dugub ñu dem rejoindre Khady di muy consommer local li nga xamante ni leen nii ci suñu réew mi lañ koy bayee ñu ci defar ay beñe yu doy waax yoo xamante ni leen nii wax dëgg yàlla dafay mucc ayib donc yow yaa xam noo gisee suñu beñe yi ma daal damay kontaan parce que xam nga sànq maa ngi la koy wax maman ma ne la Sénégal dañuy defaree beñe nu ne waaye nag li ma ci neex mooy léegi comme ni nga ko waxee mbirum dëwlin beeg yooyu dañu ko wàññi parce que bu njëkk ba dafa daan xaw a doy waar ba noppi nag di ko def naturel parce que nag mu mel na beñe dugub bi vraiment maman dafa am solo te damaa bëgg xale yi parce que xale yi ñu ci bëri ndeysaan xamuñu beñe dugub bi bu ko defee léeg-léeg parents yi xool naka lañ koy defaree mosal leen ko parce que bokk na ci li nga xamante ne mooy seen cosaan. mu doon ay goûter sax pour xale yi parce que da ngay gis ne xale léegi bu ñuy dem école dañuy yóbbaale beñe comme ni ma la ko waxee ci koor gi am na solo mais même bu dul koor sax nit ñi dañ koy consommer lu bari ba nga xamante ne beñe yi mucc na ay mooy li ma la wax tout à l'heure dafay tax nit ñi aussi dañuy am emploi ndax day créer yeneen emploi ndax dina tax moom mi mu am lu mu jàpp mais kiy livrer aussi tamit da ciy am dara ñeneen ak ñeneen dañ ciy am dara muy loo xamante ne initiative yu baax la ñoom ñu koy def léegi def ko seen liggéey ñu leen ciy saluer bu baax a baax lan mooy sa dernier mot. sama dernier mot mooy ni que c'est pas évident yow nga nekk jeune nga ni damay entreprendre parce que tey ji dañoo am suñuy diplôme maa ngi la ko doon wax ba nga ñëwee sama kër présentation d'émission lañ def télé et rajo donc am nañu diplôme boo xam mën nañ cee sukkandiku mais bëgg ndawi réew mi ku nekk indépendant ci li ngay def ku nekk free parce que àdduna y a pas de sous-métier donc nit ñi nañu gën a góorgóorlu
fu waay xamee ne lii boo ko defee dinañ xam ne lii moom sa yëfi bopp la na nga ca jéem dara ba def ko di ziaraat ñëpp nag di baaluwaat àq ñëpp di santaat yàlla bu wér a wér di julliwaat ci sangub sang yi Seydina Muhammad di sant nag suñu yaakaar ji Maulana Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bu wér a wér en tout cas vraiment maman kontaan nañ ci Mame Diarra parce que mi ngi wax entreprendre yombul waaye na ma gisee Mame Diarra nekk na ko nga xamante ne bii am na nu yaakaar ci moom parce que xam na exactement lu mu bëgg te yaakaar na ne xam na fa mu bëgg jëm en tout cas Mame Diarra ndaw su duggee ci dara dañu koy ñaanal wérle ak xel mu sell parce que xam naa ne bu yàggee rek incha allah yàlla dana ci def jàmm Mame Diarra ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax waaye tamit di gërëm di sant suñu xarit Maman Dieye la belle Maman Dieye tey nag macha allah gën nga bel parce que daal ña la solal macha allah rafet na. waa gis nga yaa xam boo gisee solo bi mu rafet nii mel nii dama bëggoon nga kontaan mais aussi dama bëggoon téléspectateurs yi ñuy seetaan kontaan loolu moo tax dañuy remercier Ebeno Couture moom moo jaar ci sañse bi très joli Binta borom Ebeno moom boo demee fële nga xamante ne moo di si Plaza di nga ko fa fekk numéro téléphone am nekk 77 544 72 72 beneen numéro bi nekk 77 918 49 53 donc foo dem rek di nga ko fa fekk même ci Gibraltar aussi am na fa boutique bu bees yii yëpp pour koor gi la. très bien en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant dafa mel nag tendance korité yi defe naa ne couleur yi dafa cee am solo ñu ngi lay gërëm di la sant di la retrouver incha allah la semaine prochaine maman pour yeneen i mbir en tout cas bu ñu demee ba xuus ci li nga xamante ne bi moom mooy koor gi ba ca mujjantalu koor gi RTS2 am na yu am solo yu nga xamante ne bi dina ko ñëw ak téléspectateurs yi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. incha allah yaa xam merci beaucoup mbokk yi di fàttali seen émission Ramadan waaye tamit ci biir couleur yooyu di ci remercier sama xarit Aïcha Touré moom itamit ñëw na bu baax ci couleur yi kon nag koor gi nañ ci ànd ak reetaan waaye nag dañuy jàng woor di jàng julli ak di jàng leneen ak leneen parce que loo jàng ci tout tànk defe naa ne da nga ciy màcc di dem ku mel na yow macha allah ñoo ngi lay ñaanal jàmm ak salaam. di remercier ni ma bokkal plateau. di remercier aussi madame Ndiaye ki ma solal. macha allah c'est très joli. merci beaucoup pour les couleurs alors numéro de téléphone bi c'est le 77 630 75 15. gërëm nañ la sant nañ la Aïcha waaye nag di gërëm suñu xarit la grande Saint-Louisienne Khady Didi Khady saa su ne di nga ñu indil lu nga xamante ne bi mën nañ ci sukkandiku waaye tamit indil ñu tamit lu nga xamante ne bi mën nañ ci teral nit parce que nag ku ñu ne koor nag wax dëgg yàlla ne pañe ndogu da cee am solo bu ko defee suñu xarit yi nga xamante ne bi tey ñoo ñu ñëw jàngal ñu jàng yu neex nag ah duñu def rek lu dul rek bàyyi la yow tamit Khady nga remercier ba noppi nag daal di yóbbu teranga bi nga xamante ne bi RTS2 indil na leen ko tey. dëgg la yaa xam maa ngi lay remercier di remercier ñi ma bokkaloon plateau bi di remercier tamit téléspectateurs yi toog di ñu seetaan di leen ne maa ngi leen di jox rendez-vous beneen samedi si beneen émission Ramadan pour seen rubrique bon plan. waa mais il faut ma teral sama suñu gan yi comme d'habitude waa il faut ma teral leen Dabel Evans laa ci àndal si 77 489 14 14 ku bëgg pañe yaañ yi ak plateau yi rek demal ci moom. très bien alors Khady kon ma bàyyi la rek nga yóbbu parce que teraanga nag wax dëgg yàlla dafa am nu ñu koy yóbboo te Sénégal baaxoo ko n'est-ce pas tonton Lamine mu am solo parce que nag ci koor gi sànq ñi ngi wax sukkaru koor waaye Sénégal même ñu nga xamante ne bii xëy na duñu sax ay mbokk wala dara saa su ne dafay baax nga am noo defanteeg ñoom ci koor gi daf ci am solo tonton Lamine. dëgg la teranga dafa baax ci gor baax ci nit sax ci boppam laay wax en général dëgg la parce que lu ñu sopp la day rattaxal diggante kon tey boo tànnee la Saint-Louisienne mu joxe teranga jooju wallaay ndeysaan loolu day tur wuyu na boromam loolu lay nura bu baax Khady jërëjëfati xam naa ne sama xarit yi fële mën naa leen waxal de nee nañ jërëjëf Khady waa mbokk yeeg xarit yi nag ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di remercier bu baax a baax tonton Lamine di remercier jàngkat yi nga xamante ne bi àndoon nañu ak ñoom tey di remercier képp ku nga xamante ne bi nekk nga jullit c'est vrai que chaque émission dañuy ñëw ak ay confrères yi waaye confrères yi yëpp ñun ñëpp benn lañ parce que ñun ñëpp ca yàlla la ñu jëm ñun ñëpp sallallahu alayhi wa sallam la ñu gëm ay yoon la rek te muy nekk ay yoon yu nga xamante ne dafay baax ñu ciy am ay njàngat tonton Lamine maa ngi lay gërëm di la sant di la retrouver incha allah la semaine prochaine yow tamit yàlla na yàlla guddal sa fan di remercier téléspectateurs yi ñuy seetaan bu baax a baax di leen ñaanal kooru jàmm ak salaam ku ci feebar yàlla na yàlla def wér ku ci am problème yàlla na yàlla saafara di fàttali nag ne yéen a ngi ñuy jot ci canal 5 bu TNT RTS2 di leen jox rendez-vous la semaine prochaine Inch'Allah tonton Lamine ñu ànd ak suñu xarit yi def benn dernier sikkër daal di nag wax téléspectateurs yi à la semaine prochaine. ay ca Mame Mbaye Laye bismillah. sant naa la yaa nu defar bayam dula Chérifo
manun la fay baay xanaa nu way laay laay la lu nu la way dajul sa jëf baay Abdoulaye bul fàtte xunoot yak sa borom kot nga naan ka yow kot yaa mag wér na nga ñëw ci duniya di yuuxu naan yaa lëndëma yu duniya nu jooy ko war na nga mag wor buur doo julli doo woor bëggoo ku lay waar waay waay rus Yàlla jot na bul yàq mindeef ci kàddu ba jëf bul takk bul sëf rus Yàlla jot na ey jambi ëllëg de am na tàngoor wa tar na lu yiw rëy neew na waay waay rus Yàlla jot na ey jambe rusal ki lay xool rusal ki lay xool rusal ki lay xool rus Yàlla jot na la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah waay waay la ilaha illallah rus Yàlla jot na rus Yàlla jot na jaam ñi bur Yàlla gis na lëndëm yu tar yaa ngay suul yu bon yaa waay waay rus Yàlla jot na ay jaam ñi dundagu deew gi ak fan yu neew yee jarul yu ñaaw yee waay waay rus Yàlla jot na góorgóorlu leen bëggante leen soppante leen dimbalante leen yërëmante leen nëbbante leen ay bu kenn bañ kenn bu kenn bañ kenn bu kenn bañ kenn képp ku ngeen gis yàlla màggal leen bu teralee teral leen taal bu yàlla taal la lay may jàmm xambal bu yàlla taalee rek xambal bu yàlla fayee suulal limaamu nag taal la bu yàlla taal taal la bu yàlla taal am na benn waykat am na lu mu wax daf na weddi masul di juri doom yi daagu ligga di jàmm nga la waaye bul naagu mu jàddu